présidentielle candidat bi lay wax mais tey bu ñu demee ba ni L48 sax xëy na bu ñu ko jëfee woon daañu mën a teg bët fichier bi ñoom parti politique yi mais tey bu amee parrainage te parrainage bi nga war koo def ci base fichier bi kon kii dem di wuti ay parrain war na am fichier bi aussi dafa mel loolu moo nekkoon li jaadu kon loolu moo doon li jaadu te loolu amul mais dafa mel ni fichier bi ci boppam sax est-ce que pare na ah bon est-ce que pare na est-ce que amul parce que ñu ngi defaraat carte électorale bi xam nga carte électorale bi fu mu nekk nii dañ koy def parce que xam nga élection yi dañuy jàppoon ne bureau de vote bu nekk 600 électeurs lay am gën ngaa bari léegi ñu fekk dañu yaakaaroon ne kii ñuy inscrits yi duñu weesu loolu 4 millions faf ñu am plus de 6 millions sorootuñu sax 7 millions loolu nag dafay laaj ñu laalaat carte électorale bi est-ce que fu mu ne nii neewu ñi di defaraat carte électorale bi waaw loolu yëpp nag tax na daal waroon nañu mën a trouver une formule une solution moo tax ñun suñu formule plateforme bi waroon nañu defar plateforme ñi defar fichier électoral bi defar benn plateforme bu nga xam ne dina mën a may ñi inscrire seen électeur dugal seen parrainage. ok président fi mu lay bàyyi nga jeexal fi mooy da nga waxoon législative 2017 nañu reporter élection yi ba defar mbir yi ci côté organisation côté carte d'identité yi mais looy waxaat tey ci présidentielle yi ak situation bi ñu toll fichier booy laam-laame naan ndax pare naam pareegul nit ñaa ngi bindu ba léegi xëy na pareegul ndax da ngay wax la nga waxoon nañ ko reporter quelques mois xëy na ngir toogaat wala loo ciy wax présidentielle yi waaw fichier bi nit yi defe naa ne bind bi jeex na de waaw bind mi jeex na bu fekkee ne am na lu ñu ciy def mooy affaire carte électorale bi naka la ñu répartir électeurs yi ak yu demee noonu jàpp naa ne loolu lépp boo ko boole élection mën naa am 24 février pour yow wala ñu reporter ngay xalaat waaw jàpp naa ne affaire carte électorale bi est-ce que daana ko jeexul sax parce que def naa ne lijjanti nañu carte électorale bi ba jàpp naa ne fileex weer wi dee defe naa ne comme ni que code électoral bi prévoir fileex weer wi dee carte électorale bi dina pare ba kon bii élection présidentielle bi 24 février doo proposer report li ñu proposé mooy waxtaan d'accord li ñu proposé mooy diisoo ci point yi nga xam ne diisoo comme émission diisoo bi nga nekk ni tey waaw ci point yi nga xam ne amul consensus waxtaan boobu nag bu laajee ñu pousse élection yi ñu pousse élection waaye pousse élection yi foog à la kuli anin foog mu am consensus d'accord jaajëf professeur Babacar Gueye di juriste bu mag ci Sénégal ci Afrique en tant que aussi itam constitutionnaliste ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci ni nga nekkoon nga def émission diisoo di la gërëm ci waxtaan bi ñu may di leen wax kon Askanu Sénégal incha allah beneen invité ci beneen sujet ngeen wéy di ànd ak suñuy programme merci beaucoup professeur. merci maa ngi lay sant ci invitation merci beaucoup merci. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله
bu la àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax. Allahu akbar alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki seetaan Ndenkaane dellusiwaat nañu di àndaat ak yéen ci émission bi di Ndenkaane altine ba alxames lañ koy amal gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaara leen jaajëfal leen ci bàyyi xel gi di ñaan yàlla defal jàmm képp kuy seetaan ñi tawat tëdd ci kër yi ñi tawat tëdd ci lalu hôpital yi ñi tawat di doxaale ak seen jàngoro mënuñoo tëdd ndax bu ñu tëddee lu bari tëdd yàlla na yàlla saafara leen balaa noo tëdd lépp luy métti waay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci wewu tànk yàlla na yàlla saafara ko di ñaanal jàmm ñu nekk ci xat-xat yàlla génne leen ca ñu delluwaat ci seeni njaboot rawatina mbokk yi ci kaso yi ñu nekk ci yoon yi di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm delluwaat ci seen njaboot fekk leen ci jàmm di ñaanal suturaak xéewal képp kuy wut yàlla may la lu lew ñi faatu tëdd ci bàmmeel yi ñoom ñëpp yàlla nañ ànd ak Seyda Zeynab Fall wax aaya Seyda Adama Seck bi mu yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma gafara lii rabbi wa jaalani min al mukramin di ñaanal ñi nekk ci néegu sëy yàlla barkela leen seen sëy te jubale leen ak ñenu nekkal ñi ci duggagul yàlla wërsëgal leen ñu dugg ci di nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen jaajëfal Oustaz Mouhamed Diop ni ko namm lool di am mbégte di bokkaat ak moom plateau tey moom bisu mama la maa ngi naan Oustaz ndax du may tukki talaata waay ndax muy tase àllarba macha allah ndax may taseeg Oustaz àllarba ndax dañuy namu jataayam di ko ziyaara lu baree bari borom a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim tamit mi ngi ci nday jooram Seexuna bu yeggalee rek ñëpp xam lu mu bëgg a wax ñu nuyu ko ziyaara ko bu baax a baax waaye monsieur Logique dellusiwaat naag logique am yi nga xam ne logiqueul moom ci boppam ñu nuyu ko bu baax a baax ziyaara ko dañuy dem rek seeti Modou Mbacke këru yëglekaay ak lu mu yeewoo borom kii bi ci kii bi Modou salaamaaleykum waa naa dégg sama waa ji waay alaaji Modou dégg gooma yaa Oustaz léegi dégg naa la maa ngi lay ziar naka suba si xanaa kii yëgoo waaw pourtant nag kii yëguma xam naa suma kii pare ñu ànd kii xëy na waaw tey nag damaa kiyee ci yoon wi da ngaa kii soko kii waaw xam naa kon tey danañ mën a ànd dañu mën a kii waaw incha allah waaw boo paree revue de presse bi rek waaw ñu ànd kii wi ci kii bi noonu waaw taarikal la c'est important këru yëglekaay yi lan lañ ci tey waaw la ñu xëy kii sakkan na yaa Oustaz ñu tàmbalee ko ci Vox Populi xëye na coow luy lëmbee réewum Sénégal ca mooy intifada bi am démb ci mbeddi Ndakaaru yi rawatina fe nga xamooy ci VDN yëglekaay bi di fi mu toll nii tàng na tar na lool opposition bi démb ñoo génn ci mbedd mi déclenché ab guérilla urbaine ngir kon defante ak attaque deru président Sall yi ndax ñoom daal nee ñu fi mu toll nii tembe sonn nañ tay nañu président Sall li mu nekk ci biir réew mi ëpp na daf leen bëgg a jaay doole kattan ci duñ ko nangu seen bëgg lañ ci gàll moo tax leader yi ni koy wooyee C25 nekkoon démb ca daluwaayu Pape Diop ca VDN bi ay ndaw fekk leen fa ñu ànd génn defante la ñu def yaa Oustaz mu ne kon daal parrainage bi mi ngi tàmbale indi coow ci biir réewum Sénégal loonuy liiral ci laas yaa Oustaz tam fa la jaax ci wàll ga xëye na C25 bi nga xam te ñoom itam dañoo xëy génn ci mbedd mi démb yëngu-yëngal jëlekaay bi ni loo ci mën di dégg daal nañu parrainage bi moo sooke coow li ca nag mbir mi nañu mbéjum kanam la borooma koy fajal boppam lu ñu gis moo leen jaaxal fayeen Macky Sall jëmee ndox amu fa moo tax ñu taal ay pneu ci kaw tali bi kenn demul kenn dikkul ay waxtu yu bari lool
tegal laa turbine ci taabal ji. turbine moom itam nee na coow laa ngi tàmbalee jóg ci biir Sénégal gii ndax nag élection yi jàppoon nañu ni dina am ci jàmm ca du am benn nux waaye li amagul nii tàmbalee feeñ ay mbir a ngi tàmbalee am ca bu deful ndànk nag mën naa jur jawaab kon nañ jóg wax ca teel yëglekaay bi ni ñaar fukki kàngam ak juróom ci opposition bi la takk der yi dóor ay lacrymogène xëpp leen ay tooke lu ni mel moo tax buggaan gi dañ nag jàpp nañ daal jot na fi ñu toll ni tembe mbooleem ñi yore ay diplomate yu ne ci biir Sénégal nekkal seen ay réew muy ambassadeurs yi na leen bind ay bataaxal wax ak ñoom ba ñu xam Sénégal fi mu toll nii tey ñu xam daal réew mi fi mu toll nii mi ngi jëm ci guuta ca kenn ñënu ko yàlla. L'Obs lan la observé. moom it la mu observé mooy coow li nga xam moo tàmbalee am ba manifestation yi tàmbalee bari waaye nag Aly Ngouille Ndiaye min dénk kaaraange réew yi moom nee na ak lu man di xew na gaayaan ak dal ndax moom force restera à la loi maanaam daal doole ji moom état moo ko yore ceeti yoon lañ ciy doxal donte ay ndawu xalifa la ñu daal di xëpp ay tooke fekk leen seen permanence dóor fay lacrymogène daal di leen di liife ñenn ci ñoom jàpp sax ñenn ñi lu di mel moo tax ñu jàpp ni bu defu ndànk jot na nag waxtaan am ca teel ba lu muy ëppi loxo ci wet ga itam leneen lu soxal benn frère président Macky Sall gendarmerie moo ko tegoon loxo moom Xaali Sall moomee waaye nag bàyyi nañu ko ndax am médiation moo am maanaam daal dox tànki jàmm moo tax daal di koy bàyyi donc ko tuumal nag yàq yi fi jàmbur moom kii di frère président Sall. enquête ci lan la enquête tey. enquête na ci bataaxal bu rëy bi Khalifa Sall bind waa conseil constitutionnel bi nga xam ñoo invalidé goon candidature am boobule Khalifa Sall nee na leen yéen lan moo tax ngeen jóg bëgg wax ci sama mbirum candidature moo ne nekkul lu jaadu nekkul seen cër ndax man ki ma amal problème mooy mbirum pénal laa amal problème ca pénal ci boppam bu fekkente ni am na bu amee rabat d'arrêt dari am effet suspensif maanaam daal yoon lépp lay taxawal kon lu tax ngeen bëgg dakkal sama candidature kon mbir mi politique moo ko lal lii la Khalifa Sall bind ci bataaxal bu yaatu dal ci kaw waa conseil constitutionnel bi nga xam te ni bi ñoo def lu ñu mel. quotidien lu mu xëyee. moom it xëye na la ca Côte d'Ivoire ki nga xam si mooy Laurent Gbagbo ma yoon tegoon loxo juróom-ñaari at boobaak léegi cour bi nga xam mooy cour pénal international di CPI nañu ko nañu ko bàyyi mu dellu ci ay bokkam ndax moom ci boppam daal nee ñu amuñu preuve ci fàttali Côte d'Ivoire googee 2 ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan diggante 2010 jàpp 2011 élection présidentielle la woon bi ñuy fal président Ouattara digganteem ak Laurent Gbagbo kon ana kan moo faat 2 bakkan yooyu wadd ku responsable ba moom la waa Côte d'Ivoire di laaj nañu daal bu fekkente ne ñu Ouattara ak Gbagbo kenn deful kon ana kan moo faat 2 nit yi nga xam te ne bi ñoo faatu adee ñu génn ca Côte d'Ivoire yaa oustaz. Libération lu mu libéré. moom dafa xëy libéré ci 94 milliards francs CFA yi nga xam te ne ñu ngi koy tuumal Ousmane Sonko ñuy wax naan moom loxo ma nga ca biir ci benn titre foncier bu ñuy wax TF 1451R ñu ni kat am na benn instrument téléphone boo xam te ne bii mat na 2 heures de temps 2 heures 2 minutes et 7 secondes lañ ca enregistré Ousmane Sonko doon waxtaan yëglekaay bi ne ay mbët mi ngi tàmbalee feeñ yëddu ga am na lu mu wone ñu koy topp ñuy wax nag ana koppar gi ana fu mu jaar yaa oustaz Libération loolu xëy. Libération gannaaw bi Les Échos. Les Échos moom ma nga ca làmb ja donte làmb ji jeex na waaye ba léegi cool yi moo jeexagul nee ñu Modou Lo dagg nañ ko 1,150,000 francs CFA Balla Gaye 2 1,160,000 francs CFA kon daanaka daal lu jege 3 millions moom daal di nay naaw dem ca loxol CNG lii moom la CNG defati donte nag cool yi bare woon na lool diggante CNG ak mbiru làmb yi ndax ne ñu kat dagg bi nga dagg seen alal ëpp na ca kenn xamut ana fu ñu koy def yaa oustaz. jërëjëf Modou Mbacke ñu sant la bu baax a baax gërëm naa la bu baax yaa oustaz ñu bokk yendu jàmm. yow kenn du la dagg. tabarakàlla ku ma dagg de xam ñëwoo ko. ku ma dagg xam. jërëjëf. jaajëf yaa oustaz jaajëf. ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko Modou Mbacke la woon ci këru yëglekaay yi ñu ñaanal ko jàmm ak wér ak sutura. Oustaz Mouhamed Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Sidi Mokhtar. ñu ngi am mbégte di la ziar bu bokk ak yow plateau bu bëree bëri di la ñaanal yàlla yal na yàlla def tawfiq. amiin yàlla sàmm la sàmm njaboot gi. amiin yaa rabbi. defal la tawfiq ci mbooleem say projet ak say yëngatu. amiin defal ko mbooleem jullit. di nuyu mon frère Cheikhouna sëñ Fallou tamit di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Bàjjen Louise di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal tawfiq di nuyu tamit mbooleem ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. tey yéenekaay yi liñ xëyee
muy nekk ne Sénégal bu fekkonte ne dañuy wax ne ci moment yi ñu toll cin la bu nekk ci kaw taal commencé na xam nga cin balaa muy bax bay kii am na benn riir bu ndaw bu muy def ci biir cin bi pour yégal ki nga xamante ne mooy togg que ne léegi cin bi bax bu ko defee bu fekkee dafa war a baaral wala lu mu war a bañ na cin bi tuuru mu bàyyi ci xel pour bu fexee mu ngay bax mu ubbi ko pour couleur gi génn ba du bax tey jii nii fi may woote moo xam ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci opposition bi ak tamit population bi nañu xool leçon wu li nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire xam nga mënu Mbàkke mu ngi wax ne nangami junni personne ñoom ñoo faat te ñu ngi faatu woon ci anam yoo xamante ne ay xëccoo jiitu réew ku dul jiite ku jiit tey jii nii Gbagbo nee nañ deful dara Alassane Ouattara mi fa nekkoon tamit deful dara kon kan moo ñàkk c'est la population ivoirien yi si seen bopp ñoom ñoo ñàkk kon ñun sénégalais yi tamit nañu xool bu baax lan lañ mën a xeexee li ñuy xeexee ci anam boo xamante ne dinañ des ak suñu réew ci anam bi nga xamante ne moo gën a rafet di wax tamit li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu opposition bi Sénégal dafay doon Sénégal même après bu élection 2019 yi jeexee kon ku ci nekk ci ñoom moo xam opposition bi la wala moo xam li nga xamante ne mooy nguur gi nañu dawal li nga xamante ne mooy sens de responsabilité ak yëg-yëgu tamit li ñu war a rendre compte la population sénégalaise après février 2019 ba ci ku nekk ci ñoom bañ a doxalin woo xamante ne da ngay yóbbu réew mi ci guuta te loolu nag li mën a permettre mu am moo di ne nañu jiital mandute ci lépp loo xamante ne moo mën a ki fi nekk na jiital mandute kiy sàkku tamit na bu mu xalab ki fi nekk wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa je pense que ne balance boobu yàlla teg muy wàllug mandute bu ci nit ñi bàyyi ñun sénégalais yi ci période bi ñu toll ku ci nekk li nga war a dox nga doxee ko meeg ci anam bi nga xamante ne da ngay jiital intérêt réew mi ci kanam loolu laa amoon ci revue de presse. macha allah rafet na jërëjëf Oustaz Mouhamed di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ci jàngat ba am solo bi Alaaji Fallou Sène logique. waaw wala ma dindi alaaji gi. waaw defal Fallou Sène rek. wala alaaji man dama Oustaz dama imam. wala Fallou. non Fallou non xam nga moom boo tegee logique gi rek di Fallou mais bu logique gi tegee moom Fallou lañ lay wax. non tur yi Fallou la neel Fallou rek. waaw Fallou bu logique àndul ak logique. ok mais Fallou avec logique moom Fallou. waaw baax na bu la neexee kon ñu ngi lay nuyu Oustaz. di nuyu jotaay bu baax a baax di nuyu Mouhamed. di nuyu Cheikhouna ak Louise. di rafetlu bu baax a baax delsi gi ñu delsi fii ci jotaay bi di ndénkaane ci DTV. ni ko Modou Mbacke junjee rek ci bopp xibaar yi mel na ni Sénégal fi mu ne am na lu koy yot te yàlla bu mu ko jàpp muy fitne joo xam ne mi ngi xeeñ àggaguñ ci ay wote ñu tàmbalee coow tàmbalee werante kon bu ñu wootee ba noppi kon nan la nar a demee mu mel ni kon fi mu ne opposition bi ak pouvoir bi saa su nekk dañuy am responsabilité ci liy xew ci réew mi seen responsabilité mooy ni ko Oustaz Mouhamed waxee léegi rek Côte d'Ivoire coow li bëri na lu ëpp 3 junni doomu aadama ñàkk seen bakkan ci ay wote yu ñu fa amaloon ñu am ñu tuumaaloon téye leen lu yàgg lu ëpp juróom-ñaari at tey jii fi ñu mujj mooy amuñu lenn lu màndargaal ne dugaloon nañ seen loxo ci fitna kon mel ne perte bu dee am citoyen yi ñooy perte sëñ Mbaye Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér mi ngi koy wax barki démb rek nee na kuñ ci génne ne lay jiitul ki lay génne ne ko jiitul wala nga jiite sa jabar kon mel ni nii gaañ ñi am na fu ñuy toll seen intérêt rek la ñuy xool léegi nag fi mu ne comme àgguñ ci fu ñuy sànnee carte kon jàmm war na mën a am ak jàmm ndax dañuy tànn rek kii tànn bu wéetee fi muy def kartam mooy xool ki ko doy mu sànni ko carte kon fii ñu toll ci xëccoo ak werante ñi nga xam ne ñoo yor wàllu politique ñoo ci war a góorgóorlu wax ak seeni militant waaye bu fekkee instant bi li ñuy xalaat mooy xëccoo xiiro démb rek li xew ci VDN bi ak Sacré-Cœur doy na waar lool gàllankoor wàllu dem geeg dikk gi am ñu ci jëlee ay gaañu-gaañu te demaguñu fenn loolu lépp fitna na te jaru kon mu mel ni ñi war a wax daal nañu wax ndax fi mu ne waxtu wax la ndax àgguñ ci campagne sax nga daan gisee yu mel noonu daa mel ni Sénégal dafa dugg xaat ci campagne bi te àgguñ ci campagne bi kon ñi war a wax nañu wax rek bu ko defee lépp mën a sedd guyu
gën a expliquer nit ñi tamit lan lañ jublu ci di sànni carte ngir fal seen njiiti réew ku ñu mën a fal tamit Sénégalais rek lay doon te ñaawoo xaju fi. ñaawoo xaju fi rafetoo fi xaj jërëjëf Fallou Sène ñu sant ko baax baax gërëm ko Cheikhouna asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ziar la. ñu ngi lay delloo ziar. naka njur ak njanaaw. waaw ça va alhamdulilah ñu ngi koy doxal. mais yow nekk ci télé bi def njur ak njanaaw te léeg-léeg doo indi ci plateau bi njur ak njanaaw yu ñor. waaw léeg-léeg baax léeg-léeg. day jëlee njur ak njanaaw yu ñor indi ko ci plateau bi. dégg naa la. d'accord. bisimilah. damay wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xam nga sant yàlla beneen yoon ci teew bi nga xamante ni teewaat nañ ko ci émission mag bi ndénkaane di ko bokk ak ñi mu koy tàmm di bokkal xam nga bon xarum jéem na nga def. xam nga bon mais li may wax par rapport ak revue de presse bi li ci gars yi wax rek laa ciy njëkkee mooy par rapport ak li nga xamante ni moom moo am démb mu nekk affrontement yi nga xamante ni moom moo am par diggante opposition bi ak jàmmaarloo ak takk der yi bon li ma ciy wax nag mooy que tey nit ñi wax nañ que ni jàmm dafa war a am mais jàmm man pour man lii tax mu am ci réew dafay fekk ni justice bu équitable moom mooy tax moom mooy indi jàmm réew yi mag yee gis si àdduna yëpp li fa am fa yëpp tey nit ñi fippu lii am yëpp tey dafa am benn classe sociale fa nekkoon moom dafa noot ñenn ñi wala di utiliser wala di instrumentaliser justice bi pour écarter yenn politiciens yeeg yooyu noonu tey su fekkente ni bëgg nañ li nga xamante ni mooy jàmm am ci dëkk bi ñi nga xamante ni dañuy jiite réew mi aussi dañ koy jiite si njaaxaanaay xam nga ñu au juste ñu tëddin boo xamante ni duñu ànd ak ñu far bedd ñi nga xamante ni ànduñu ak moom parce que réew buy avancer les gens ils peuvent être ensemble mais dans la diversité nit ñi mën nañ ànd te fekk na bokkuñu gëm-gëm fekk na bokkuñu ni ñu ko gisee ba ainsi te fekk na ñun ñëpp ay Sénégal lañ li ñuy xalaat yëpp pour lu jàmmal Sénégal ak lu ko jëm kanam la loolu benn la parce que tey soo xoolee opposition bi li tax ñu génn ci biti tey dañu gis ni que ni tey am na noo xamante ne amee na ci niñ tànnee candidats yi yoo xamante ne yenn candidats yoo xamante ne tey dañ leen écarté parce que ay raisons politiques ñoom ñoo ko waral ñu am droit nag am seen gis-gis manifester ko comme ci réew yu mag yëpp ci àdduna nu ñu koy defee li nekkoon li nga xamante ne moom mooy liy yoon liy jaadu mooy ko ñu wane seen mécontentement police ak wala gendarme ñu orchestre ko organiser anam bi nga xamante ni moom moo gën a mucc ayib et puis mu jeex loolu moo war a am mais tey dañu war a weesu tey à chaque fois que yi am que nit ñi di naqarlu seen ay mécontentement que xam nga ñu ne dañ leen war a matraquer wala dañ leen lacrymogène institut yooyu noonu yooyu moom dafa war a dañ Sénégal dafa war a jeex Sénégal vraiment beneen bi moom mooy par rapport ak kaaw Côte d'Ivoire bi tey xam nga tey dafay war a ne que ni tey Afrique ñun vraiment li des dafa bëri quoi parce que tey man mënuma concevoir ci benn réew lu tollook 3 junni nit génn àdduna te les responsabilités ne peuvent pas être situées tey mu nekk loo xamante ni ci opinion internationale bi ci jamono ji muy am ñëpp wax nañ ci ñëpp coow nañ ci joxoñ nañ ay nit nangam ak sàngam ba xëy bés daanal nguur googu noonu jàpp président bi tëj yaa ngi ko woon atte ko tey ñu xëy toog ñu ne que ni tey par faute de preuve tey dafa toll tey nag sax génnatul si kër noonu te kenn gistu ko asamala nga rey ñetti junni nit yu dee ñu ne que ni tey mënuñu situer les responsables am na yenn yoo xamante ni dafay nduru que ni cinéma farce lay nduru yaa ngi ko beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante ni wax nañ ko ci mbër yi nga xamante ni dagg nañ leen institut ko jaafal waaye man je me dis que tey lamb dafa nekk loo xamante ni pour man texte yi dañ ko war defaraat certes mbër yi war nañ leen dagg institut mais tey pour man dagg ay mbër 1 million et quelque aussi li mbëri di kaas que ni xaalis suñ koy dugal vraiment war nañ ko xool beneen bi mooy que tey ni ñuy kaasee mbëri nekk ni heure bi nga xamante ni tey moom la ñu war a sëgg bëre su weesoo ñu dagg leen 19 heures ñu ne mooy heure bëre bi te léeg-léeg da ngay gis ni 19 heures dafay jot combat yi ndaw yi ñu ngi ci nekk ba tey kan lañ ko war a dagg parce que tey léeg-léeg ñoom it mën nañ porter préjudice mbër bi parce que mbër bi soo ko nee heure bi ñu la kon jox contrat 19 heures la parce que am yoo xamante ni tey sur plan juridique mën ngeen si ànd coow bëri tey ñoom it dañuy jox mbëri léeg-léeg 19 heures mbëri ma ñëw 19 heures fekk grand combat bi pareegul mbëri mën na ne man 19 heures nga ma waxoon yooyu noonu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne dafa bokk ci làmb te vraiment mën na jur yoo xam ne tey war nañ ko organiser waat d'accord xam nga parce que guddee bi léeg-léeg mën na nekk ci mbëri mais léeg-léeg aussi mën na nekk ci fànn organisation bi comme bii nekk na ci mbëri mais léeg-léeg ngi seen yoo xamante ni ci organisation yi la d'accord jërëjëf Cheikhouna ci jàngat yu am solo yi ñu sant ko gërëm ko Louise waaw Oustaz Mactar li ci tubaab bi ziar la maa ngi lay ziar di nuyu Oustaz Mouhamed di nuyu Cheikhouna di nuyu tonton Fallou di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp kuy sa tonton tonton Fallou maa jox ci yow boo nekkee tata Louise moom mu nekk sa tonton Fallou xanaa yow ñi lay wax tata Louise maam Fallou lañ ko man maguma ko nag Cheikhouna yàq rek lay def moo waxee tonton tonton donc Oustaz Mactar instant yi dañu nekk ci période préélectorale
donc tension yi bëri na wax ji bëri na jàmbarloo yi bëri na mais man gëwuma lu nit ñi di wax ne ñu war a wax dañu war a wax ndax situation dëkk bi apaisé wu Sénégal tollatuñu foo xam ne nit yi ñoo war a wax pour situation apaisé wu ay jëf mooy tax Sénégalais yi am réaction ay jëf tamit mooy tax Sénégalais yi toog benn place calme te nag situation dëkk bi dalul xel donc il faut que nit yi je dis pas que j'appelle pas les gens à ce que ñu génn def ay soulèvement na mais gouvernement bi moo war a dalal xelu Sénégalais yi moo leen wax won yoon ne leen lii ak lii ak lii même bu ñu bloqué ay candidat ñu teg ko fu leer Sénégalais yi ñëpp am ci vision bu claire ñëpp xam ne lii ak lii ak lii moo tax mais forcing bu mag lañ fi gis jaay doole bu mag lañ fi gis il faut que nit yi wane seen mécontentement ci pays démocratique lañ nekk fu am lu naqare di nga ko wane benn aspect bi mooy li xew Côte d'Ivoire lu ñu acquitté Laurent Gbagbo sama lecture personnelle mooy justice Afrique moom dafa xaw a doy waar trop Sénégal àdduna bi lay dox ñi leen dinañ gis dañu xam ne acquittement bi Laurent Gbagbo dañu koy préparé ci élection yi ñëwaat c'est ça qui est dommage mais ni Côte d'Ivoire ay nit yu baax nekkuñu fa ay nit ñu mën a diriger dëkk bi nekkuñu fa donc man lii pour man benn complot la boo xam ne rek c'est ne pas respecter la conscience africaine c'est simplement ça et élection yi Côte d'Ivoire yi buy ñëwaat dañuy gis ne dina samp ndëndëm dina bëggaat nekk président et c'est dommage ak bu ñu xoolee lu mu fi def yëpp ak ñi si ñàkk seen bakkan yëpp doy na wax c'est dommage benn aspect bi mooy ci yëf lamb bi du ma ñëw ci cachet yi ak dagg bi mais li xew ci lamb bi laay wax bi lamb bi jeexee gis na ay meute de personnes yoo xam ne ñu doon daw di agresser nit ñi mais vidéo yu bëri ñu ngi ci internet bi à visage découvert et amul benn sanction bu si topp dégguñu benn arrestation depuis bu lamb bi passé et ñi ko doon def ñëpp xàmmee nañ leen ñu ngi ci internet bi solo ñu kagul masqué wuñu solo ñu casquette ñu ngi leen di gis donc où est suñu force de l'ordre yi lan mooy seen liggéey su fekkee nit yi dañu mën am fitu taxaw ci mbedd bi solo kagul nëbbatuwoo agressé nit ñu def ko ci internet bi te dara du la ci fekk c'est quand même déplorable. mais Louise dogguma la mais li nga wax foofu noonu. mooy li wax chaque jour ñun Sénégal dañuy ji ñu lamb est-ce que lamb la. lamb bi muy jeex il faisait 21 heures passées dafa lëndëm. te vidéo yu ñu gis yëpp c'était en plein jour. mais ñooñu non attends rek ñii ñu ngi wax ne match nawetaan bu tas la. ñu ngi wax mais ñun Sénégal ñun ñoo am kiiwu jiiñ ñun dañuy xool benn couche bu violence Sénégal yëpp jiiñ ko te ñëpp xam nañ ni lamb ji heure bi mu tas non attends man en fonction da nga ne lamb ji bi mu tasee. te ñun ñëpp si lamb bi avant ak après yëpp. non attends mais vidéo yi man dama lay jox preuve bu leer dama lay jox preuve loo xam ne. sama koñ la xewee sama balcon laa toog di ko gis. non je veux dire que loolu c'est à 14h attends may ma ñëw c'est à 14h. si bu ñu nee lamb bi si jour lamb bi 14h sama balcon laa taxaw. di gis ay agressions yoo xam ne ñi koy def masqué wuñu defuñu dara. mais Louise ay foule de personnes la. loolu du lamb loolu mooy am si après match basket. non mais man c'est pas lamb bi c'est pas lamb bi. du lamb kese daal xam nga la bañ a d'accord nga ciblé lamb ji mais moom ci nawetaan loolu si moom xëy na dañoo tolloog lamb ji moom li ñuy condamné mooy le fait que c'est l'agression voilà na condamné violence bi comme man ma ko condamné wala comme kenn mu ko condamné mais bu mu ko indexé jël ko étiquette ko lamb dafa tolloog lamb déedéet non je suis pas d'accord est-ce que tu vas me laisser parler au moins dafa tolloog lamb ji non oui ma bu toll non attends amateur lamb yi ñoom ñooy supporter xam nga ñu na xam nga oui ma waaw vas-y voilà merci bien man mën naa jooy sama dëj vas-y maa ngi déglu mais dama lay bëgg expliquer ne c'est pas que lamb bi moo ma intéressé wala leneen lu ma lay wax mooy xaaral ma expliquer rek si jour lamb bi la amee ñan ñoo ko def supporters yu sol ay t-shirt affiche yu mbër di daw di këf portable jàmbur yi di mbéj taximaan yi di mbéj xale jigéen yi bon léegi xam may ma ñëw waxuma nawetaan la ñan ñoo ko def ak ñan ñoo ko deful si jour bi la amee sama bët laa ci teg kenn taliwu ma ko insécurité bu nekk bu resté impuni ay wax da nga mel ni yow da nga ne yow li nga da nga ko assumé dama la ne ñun ñëpp seetaan nañ vidéo yi ngay wax vidéo yi ngay gis je suis vraiment désolé je me base pas sur les vidéos mais déglu ma waaw da nga wax yow yaa wax si sa wax man laay ñëw même propos yi nga utilisé laay wax waxuma loo xam ne waxuma da nga ne ci vidéo yi ñu gis par rapport ak lamb ji bi lamb ji tasee man la déjà vidéo yi doon du bi lamb ji fase parce que gis nañ ni loolu c'était en plein jour te léegi lamb ji bi muy tas guddi la loolu benn la beneen bi attends waaw non attends da nga ma déglu attends da nga ma déglu attentivement n'est-ce pas man mën naa la déglu man mën naa jël temps déglu la beneen bi mooy que da nga wax que ni lamb ji am gisul lenn ci vidéo yoo xam ne wane lamb gisoo t-shirt mbër yaa ngi wax t-shirt sur beaucoup de vidéos yoo gis doo gis que ni ay effigie wala ñu drôle non non ce qui veut dire que attends rek vidéo yi ñii dañu wax ne match nawetaan bu tas la ñii dañu wax lamb man li may ñaawlu xam nga mooy lan xam man li may ñaawlu mooy lan violence mën naa comprendre mu nekk ni violence yi nga xam ne dafay
am ci événement yépp yi nga xamante ne dafay am ci Sénégal moo am ci football moo am ci basket chimon la saa yu mbooloo tase da ngay gis ni jeunes dañuy nekk par centaine 200 lu mu nekk mais loolu Oustaz Matar s'il te plaît même rek pour être plus précis man jóge naa sama buntu kër ma dëkk Bourguiba Outaw combat Balla Gaye Gris Bordeaux combat bi tas sama kanam ñu benn ay scooter yu daw dagg loxo benn xale bu jigéen fii ci Bourguiba bi. waaw mais loolu on mais non juste pour dire que. mais du lamb su lamb amee day am. non du lamb non mais arrête si Cheikhouna arrête. d'accord mais attends c'est que da nga am mbokku mbër boo xam ne ñàkkul. non lu am ci lamb amul feneen. lu am ci lamb amul feneen. li nga amul feneen yow Louise ñun xam na li ñuy wax yàgg nañ seen match basket ak seen nawetaan li am ci lamb les Sénégalais sont violents. Sénégal xam nga la mën. man xam nga la non may ma rek. non dëgg Sénégalais soo waxee sax mu ne non ñag gi Sénégalais ji ñaata la mën. d'accord Sénégalais yi dem ci lamb. ñëpp Sénégalais yi dem ci lamb ñoo dëkk Géejawaay am même équipe nawetaan ñu bokk tali ñooy dem ci basket ñooy dem football ñooy dem fenn loolu du lamb loolu moo am ci nawetaan moo am ci basket moo am ci football moo am. am na ci lamb loolu am na ci lamb waaw loolu c'est compliqué lamb dafa am violence am na ci lamb am na ci xewul temps yëpp amu fi. d'accord am na ci lamb waaw d'accord ñu jàll tu t'entends parler. dafa déglu sa bopp wax. stade Iba Mar defe naa football amoon na fi am supporters yu fa nekk xeexoo ba am lu daanu ci seen kaw. am yooyu defe naa boobu débat la woon. pour ñu ci waxtaanee démb am ci basket mais bii daa tombé mais lamb la ñuy waxtaan nag mais lamb la ñuy wax. daa tombé boo amee ay xeetu ba suñu yoon nekk suñu la menacé suñu yoon nekk. Demba Diop bu menacé si mbedd bi rek nga su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax a baax. lu ci mënti am rek xam nga jëmmi làmb rek violence la man sama gis-gisu boobu. ponkali futteeku yi dóorante rek sa gis-gis nag ak li am da ñaar waaw Cheikhouna doom bàyyi ma ne moom sama gis-gis. non mais Cheikhouna moom lañu trop. sa gis-gis ak li am du benn mën nga am sa gis-gis. waaw sama gis-gis laa violence bi du làmb ji. jëmmi làmb rek jëmmi làmb rek violence la. ay ponkali yu dóorante deret di génn. da nga ne violence du làmb ji du làmb ji kese la. non non da nga ne déglante ban làmb ji bàyyi ma làmb ji làmb toll ci dafa tax nga jël leneen li am feneen yëpp. mais li am ci kañ la li am ci kañ la. waaw ñu seetaani élément bi dellu loolu ci wóor. joxe ay xibaar yu wóor te dëggu bokk na ci lu tax a jóg liggéeyu taskatum xibaar yi waaye jamono ji loolee lu ñuy seetaat la ci biile journaliste yàgg lool ci métier bi bépp journaliste bi ñu manipuler day fekk bàyyu ci xel wala sax mu ñàkk xam. man nekk manipulation volontaire man nekk aussi manipulation involontaire boo xam ne man c'est parce que sama xam-xam eggul foofu te dañu laaj journaliste mu am xalaat am seetlu pour xam ndax li kii li mu koy wax nuru na dëgg wala déet. muy liggéey bu noble waaye fi ñu toll nii kenn joxatu ko gëdd bu war lépp rek ngir ñàkk éthique ak déontologie bu ñenn ci taskatu xibaar yi. am na ñoo xam ne c'est pas parce que bëgg xamuñu ko de xam nañu ko mais ñoo koy tey di ko def ñooñu amuñu éthique respecté wuñu déontologie nekk professionnel de l'information de la communication mooy bu ñu la joxee information ku la ko jox. identifier ko d'abord est-ce que kooku la li mu wax est-ce que dëgg la du dëgg. Mbaye Sidi Mbaye dellu si di xamle lan mooy information bu wóor te dëggu. da ngay mat journaliste li ngay wax li ngay laaj est-ce que am na fayda li ngay laaj est-ce que jëm na ci réew mi bu fekkee ne loolu la oui. Bakary nag di ñaax ñuy liggéey ci média yi ànd ak dal ak tey. waa image journaliste moom yàq ko ba pare. xanaa ñi ko yàq man mun naa ne ñu bari bi duñu journaliste parce que léegi dañuy nekk ère communication mooy rafetal léegi homme politique yi dañuy communiquer donc journaliste boobu dafa war a def ndànk dafa war a dal ndànk parce que lu tax xam na ni ñoom ñu ko sekkal ay communicants lañu ñooñu lu leen tax a jox mooy rafetal image seen entreprise wala rafetal image seen jiit. li ñu seetlu mooy
bëri na ci ay journaliste yuy joxe xibaar yi nga xamante ni teguñu ko fenn waaye it saytuñu ko ci ñi nga xamante ni seen xel màcc na ci wàllum tas xibaar li ñu war a def mooy xoolaat liggéey bi lépp rek ngir joxaat ko gëdd bu mu yellool. Régie jërë ngeen jëf ci élément boobu noonu leen di wax ci métieram tasum xibaar ci réew mi xibaar yi nga xam ne dinañ koy tasaare léeg-léeg te du nekk lu wér du lu nu saytu du lu am mu dem ba ci biir ñenn ñi gëm ñeneen ñi weddi dem ba ca biir ña bindoon ñenn ñi nangu ñeneen ñi taxaw ne non lii lañ ñu joxoon mu nekk daal ay njaxas yu baree bari yoo xam ne dinay am léeg-léeg ci xibaar yi génn te ñaareel ñàkk a teytu wala maa bëgg a njëkk a génne à la une bi wala fii la nangam li tàngee yooyu noonu léeg-léeg mu yóbbee ñenn ñi génnee xibaar yoo xam ne saytuwuñ ko ba nu wér Fallou Sène sa mbokk yi seen métier mi. waaw doy na waaw lii moom cat la ci liggéey bi muy fake news boo ko déggee mooy xibaar bu wérul dañuy dem ba taskati xibaar yi dañuy am ay préjugés léegi ci ñoom dañuy jàpp ne léegi du ñu nemmeeku xibaar waaye dañuy sos xibaar. dëgg la journaliste bi xibaar la war a dundee waaye da ko war a dundal ñu ci bëri nag xëy na li ñuy amul formation moo tax ñuy déformer information bu fekkee da nga yàkkante jot xibaar bëgg a def buzz bëgg a def scoop bëgg a wane ne fi la mburu mi tàngee comme ni ko gars yi waxee war ngaa sóoraale fi mu jëm ndax am na ñoo xam ne bu ñu lay déglu di la teewlu loo wax ñu gëm ko te xibaar gis nañu ni mu mën a defaree noonu la mën a yàqee la xewoon Rwanda ci mille collines ñëpp xam nañ ko ci ay xeet yu xeexoo ba jeex tàkk ci rajo boo xoon xibaar bu doy waar ñu reyanteeg seen biir kon mu mel ni taskati xibaar bi warta tayel bu téye xibaar warutoo gaawtu da ko war a teewlu waaye gaa ñi teewlu lu ñu mënul maam bëgg nga rek fi mu ne ku ne yaa ngi tiitaru ne maa ko njëkk am dafay dema dem ba xibaar dafay mel ni rek doom bu ne ci garab bu sax ci garab waroo ko witt bu xaayee da nga war a bàyyi bu ñoree tàbbi waaye gars yi nag seen problème suñu problème mooy dañoo nekk diggante temps bi ak jàpp ne maanaam dañ ko war a joxe ci waxtoom léegi nag instant boobu nag mooy problème bi traitement information bi léegi nag ñu ci bëri fi mu nekk nii mën a génne xibaar la ñu gën a mën ci war a génne xibaar ndax sa conscience ngay demee sa éthique ngay demee ak sa déontologie waaye da ngay jàpp ne comme mën naa koo génne rek naa ko génne ñun fii ci rajo bi am na suñuy correspondant yi ne ci région yi da ngay gis ku la woo ne la yi am naa xibaar bu tàng ndax mu yónnee la ko ma ne ko bàyyi ko ba mu sedd damay bañ mu la ndax da ngay bëgg maanaam njëkk koo am ba noppi doo ko gëstu bëgg koo balancer Dakar bu ko defee nga ne kii moo ko njëkk a wax te yu ci bëri gis nañu dañuy jubbantiku te jubbantiku googu bëri na lu muy am nga wax loo xam ni ñu ko dégg ba pare gëm ko nga dem ba nga weddil ko sa bopp dafay wàññi sa gëdd ci wàllu xibaar kon xibaar dafa nekk lu sensible boo xam ne yow mi ciy yëngu confiance bi am ci yow ba jàpp ne yow mooy sa wàll dañ ci wastu àq gi nag mooy fexe togg ko ba mu ñor fexe koo gëstu dëgg la temps bi du xaar kenn dafay da ngay yàkkamte xalaat ni lii bu ma ko jàllalu tey ba fa naa ne day farox waaye nag am na noo koy mën a toppatoo noo koy mën a gëstu ndax am na ci yoo xam ne tamit kersa lay doon ci ko xam day yëngu ci xibaar wax xibaar boo xam ne jubul ba noppi ñu lay woo di la jubbanti kon ñi yëngu ci xibaar yi am nañ ci responsabilité bu rëy rëy ndax tayal lalu ko léeg-léeg ndax ñu bari léegi copie collé bi moo leen sonal toog fi nga toog jot dara demoo gëstu ji waaw loolay problème bi xam nga gëstu mooy li ma la wax sànq formation bi bu amul da ngay déformer rek ndax copie collé dafa yomb am na koo xam ne day bind article ba noppi am kenn ko jógee fële am Mohamed ñëw jël ko génne ko moom it danañ yéex a xam ne copie collé la def kon foofu responsabilité journaliste bi mooy dafa war a am conscience xam ne lii muy def nii liggéey bu noble la liggéey bu sell la nekkul la wax ngir wax loolu tax ma ne fi mu ne rajo yi ak télé yi média yi ñi mën a wax ñoo gën a bëri ñi war a wax am ñoo xam ne waruñoo wax waruñoo génne xibaar waaye ñoom ni ñu koy génnee day yànj ba da ngay jàpp ne xibaar bi wér na dégg nañ fi ay émission ay yu bëri yoo xam ne boo bëggee dégg xibaar bu la jaaxal foofa xibaar bu la tiital foofa ngay dem déglu ko te xibaar da daan wér te wóor kon xibaar bu fekkee wérul wóorul kenn waru ko weer kenn waru ko weer macha allah am na solo jërëjëf Fallou Sène Cheikhouna ndax du këru xibaar yu bari yee waral léeg-léeg xibaar yu bari yu wérul di tasaaro
ndax mel na réew moo xam dañ naan 14 millions wala 15 millions di lim lu jege téeméeri këru tasukaayu xibaar ndax du bari waay bi la wala am na leneen loo gis ne mën na ko sabab. pour man du problème mu këru tasu xibaar yu bëri yi sax mais pour man àdduna moo avancé ba nga xamante ni tey nit ñi kenn ku nekk am nga ay moyens yoo xamante ni yaa ngi ko téye sa loxo te mën ci communiquer wala mën ci informer. information du lenn lu dul jottali ay xibaar tey nit bu njëkk danaan toll fenn foo xamante ni bu fa amee dara leen lu am déjà support bi matériel bi nga xamante ni moo ko war a photo war ko relayer organe de presse bi rek moo ko am léegi jumtukaay yooyu noonu doomu aadama bu ngi ak moom di dox ak moom mu ngi ak internet mu ngi ak appareil photo mu ngi ak caméra ci téléphone am ce qui veut dire que ba pare mu am ci ñoo xamante ni am nañ xam-xam ëpp ko sax ki nekk ci rédaction bi parce que da ngay gis xale boo xamante ni métier journalisme la def amul sax liggéey am noo xamante ni boo moytu sax xale bi nekk ci rédaction bi biir ñoom ñaar ñoo bokkoon école mu am mention si kawam te amul wërsëgu liggéey mu romb ci mbedd mi gis benn affaire mu relayer ko à travers benn support Facebook wala leneen ak leneen yooyu yëpp dafay am beneen bi mooy que aussi li ko fësal li ko gën a yóbbu mooy que sénégalais yi mooy sànq li meex ñun dañuy jiñaate li waral loolu mooy que sénégalais dañ koy consommer parce que tey sénégalais su fekkente ne da nga leen di jox dara boo duggee ci biir internet bi nga xool nga gis vidéo yi ëpp vue mooy vidéo yi nga xamante ni tekkiwul dara jëriñuñu dara day am ay 1 million de vues soo xoolee émission yi ëpp importance ci Sénégal wala publicité ëpp solo du am 500 vues léegi man naka laay jaayee benn produit boo xamante ni su ma ko jaayee dinaa ci am dara ma bëgg jaayee loo xamante ni dafay lamb kan nga koy jaay ñun sénégalais ñun ñoo koy consommer parce que tey consommateurs yi ñoom ñooy orienté au juste li nga xamante ni moom la nit ñi di def ci presse bi ci mbedd mi ak leneen ak leneen parce que tey su fekkante ne tey loo xamante ni tey yow boo ñu ko indileen mu nekk benn émission wala dara sénégalais yi dégluwuñ ko seetaanuñ ko bu yàggee émission boobu dafay dee. mais consommateurs yi lañ war a orienté wala ñoo war a orienté ki leen di jox. consommation non attends ñaar yëpp parce que nit ki tey moom mooy orienté léeg-léeg li mu bëgg tey population bi tey léeg-léeg ma jox la exemple ah. tey ñu ngi jiiñ série sénégalaise yi nekk ni série yi ay ñoom dañuy nekk léegi dañuy yàq xale yi par ci parta lan moo indi série sénégalais yi ñoo orienté réalisateurs ak scénaristes yi ñu dem ci loolu parce que lan dañu indi ay novelas et tout sénégalais defar seen théâtre yooyu noonu kenn du ko seetaan buñ ko dugalee si internet am 10 vues nga gis série bale am 100 millions de vues sénégalais yi ne ñun suñu bëggee nit ñi seetaan ñu sénégalais wan nañ ñu lan la ñu bëgg loolu lu mu joxe xibaar yi. moom laa la xibaar yi xam nga lan la bëggoon. yi nga xamante ni moom la sénégalais yi di seetaan xibaar yi nga xamante ni comme ay tës comme yi nga xam ne mooy fait divers yi. c'est parce que Sénégal li ma bëggoon sénégalais yooyu la ñuy seetaan moo tax yooyu dafay gën a bëri yooyu la ñuy déglu si internet yooyu dafay gën a fës. loolu benn la beneen bi xam nga mooy lan mooy que tey grand wax na ko léegi mooy que léegi ci maison de presse yi day gis ni journalistes yi kenn fayu leen. pardon. kenn fayu leen. ba tax ñuy génnee xibaar yi. may ma la tey su fekkente ni benn xale dafa nekk ci benn organe ñu koy jox benn passe 25000 tey kii nekk benn député wala benn ministre nekk si ginnaaw du ko jox ay information yoo xam ne leer na ko information yi pour lan benn xaalis daf koy wane. parce que tey dafa jot tey que journalistes yi ñu joxaat leen au juste li nga xamante ni parce que tey soo xoolee organe de presse Sénégal yi li fi indi yàqu-yàqu yëpp xaalis a nekk ci ginnaaw. si ma jox la benn information. du xale bi nekk si rédaction bi di bind rek. dama la jox exemple waxuma la amu si benn dama ne waxuma xale dama ne. yooyu yëpp dama la bëgg mooy que xaalis. balaa mu joxe information supérieure pour mu gis ko. d'accord mais dama ne mais dama la bëgg xamal ni que ni li nekk ci ginnaaw loolu ñëpp la majeure partie fii Sénégal. ñun ñëpp xam nañ ne lii feeñ ci télé yi. la majeure partie. muy émission yi nga xamante ne dafay jàll. muy journaliste yi nga xam ne fii journaliste bu nekk am na partie bu mu toog wala ginnaaw am na benn politicien mag na ko. ñoom ñëpp ils sont manipulés la moo nekk seen ginnaaw xaalis. fii présentateur ba émission bi yi dem jëli ji mooy bi nga xamante ne moo am xaalis. waa ji am xaalis dañuy dem jëli ji dóor moo ci nekk te loolu bi nekk ci ginnaaw moom laa ne la xaalis bi nga xam ne mooy lan moo waral loolu mooy que ñooñu parce que rémunération bi demeewul noonu. d'accord Louise. man je pense que le problème est ailleurs. c'est-à-dire que Sénégal ñu nekk ci benn dëkk bi boo xam ne métier bi lu ko gën a tax a sooxee mooy boo jëlee 100 journalistes Sénégal fii 40 yëpp ay autodidacte lañ jànguñu métier bi.
jànguñu métier bi pour mu mën ko wax ci wolof quoi jànguñu métier bi c'est-à-dire que soit dañuy jànguñu métier bi du tout soit dañuy ñëw def première année deuxième année def stage dootuñu dellu jàngi donc amuñu diplôme commencé nañ jàng bi mais eggaluñu seen jàng amuñu diplôme donc amuñu base yu journaliste war a am amuñu notion yu journaliste war a am amuñu valeur yu journaliste war a am ndax jànguñu ko ils ont été formés dans le tas ñooñu duñu am éthique duñu am déontologie seen yoon nekk aussi ñoom pour ñoom lan la information bu ñu gis rek war nañ ko dugal lu tonton Fall di wax sànq tamit ne informer à temps et en heure c'est-à-dire que da ngay am sa benn buzz mu nekk patate chaude nga bëgg ko joxe sur le champ c'est très important aussi tamit que nga teel a joxe information dafa am solo mais vérifier l'information est encore beaucoup plus importante ndax information bi c'est avéré benn aspect bu gën a yàq métier bi tamit mooy copinage bu am ci entre les politiques ak les journalistes je pense que nit moom xaritoo ay relation moom mënoo ko gérer mais normalement journaliste warul am relation amicale yenn relation amicale yi ak les politiques parce que day tëj sa liberté. warul coloré quoi. warul coloré day tëj sa liberté. gis nañ fii on a benn affaire bu fu manqué tamit ci journaliste Sénégal yi muy engagement. on a eu des hommes politiques des journalistes de grands journalistes hyper engagés très engagés ñoo xam ne bu nguur bi sooxe woon ñoom ñoo fi doon taxaw di wax. aujourd'hui gis nañ gouvernement bu tegu rek lu njëkk def mooy tànn 5 journalistes les plus engagés du moment xëcc leen def si leen seen bor ñooñu noppi. ñooñu jàng nañ par nañ seen diplôme ñi ngay tudd noonu. waaw kay loolu laa bëgg question boobu laa bëggoon ñëw. léegi ñooñu wax naa si ñaari étapes yu bokkul yi non mais da ngeen may bàyyi ma wax. xam nga wax naa si ñaari étapes yu bokkul yi ba pare boobu wax naa ko ba mu noppi. ñi ma lay wax mooy les journalistes les petits journalistes. ñoo dul jàng ba. ñooñu nga xam ne étude. waaw defuñu voilà exactement def nañ ko xanaa. defuñu ko ñi ñu def éthique dama lay bëgg wax ñooñu seen engagement moo des. non ñi nga xam dem nañ ban. xam nga yéen a ngi ñaari différence est-ce que mën naa ñëwaat kon si li ma wax. ñëwaatal mu gën a leer. ma ne day am ñoo xam ne. ñi génne yenn xibaar yi. boo jëlee sama génération bon léegi je vais être clair boo jëlee sama génération bi ak les plus jeunes que moi da ngay gis journaliste bu am peut-être 20 ans 22 ans 23 ans très jeune commence def métier journalisme. def stage DTV dafa war a stage am 3 mois wala 1 mois bu jeexee dafa war a delluwaat école mais xam ñam na métier bi ñam na perjo mi système bi mi ngi de commencé dugal xaalis tuuti du delluwaat jàngi rédaction bi permettre na ko muy exercer te amul diplôme kooku du xam information bi kañ la ko war a joxe nan la ko war a joxe est-ce que xam nga ma la wax du xam nan la ko war a joxe du xam nan la journaliste di comporté woo c'est différent ak ki ma lay wax ne il a été une personne engagée chef de rédaction la mag na nit koo xam ne la état bi sax dañu ko doon bàyyi xel am na ay diplôme kooku ay responsable boppam la en général ça c'est des responsables de rédaction léeg-léeg ñooñu ñooy génnee xibaar yi dul dëgg exactement c'est-à-dire que ñooñu duñu génnee xibaar du dëgg xam nga ñooñu la ñuy def c'est pire encore ñooñu dañuy maquiller information c'est différent ñooñu lu ñuy def mooy damay am sama xarit man chef de rédaction la ma am sama xarit mu nekk ministre du tourisme mu woo ma téléphone ne ma ah mes copains am naa information bi peut-être des fois ça c'est même pas avéré ma jël ko pour permettre ko mu am promotion chaque jour ma invité ko sama débat chaque 2 semaines ma invité ko débat pour may ko visibilité bu bëri di ko créer ay émission di ko créer le buzz man sax maa koy woo des fois di ko jox information pour moom mu def déclaration am buzz est-ce que tu comprends c'est-à-dire que information bi lañ truqué mais de manière pour ne pas dire dégueulasse. léegi kooku moom éthique boobu ngeen di wax moom fu mu nekk ci moom. kooku dafa jaay ngoram c'est différent. dafa jaay ngoram xam na luy éthique mais da koy jaay. xam na lu muy jàng. xam na lu mu war def mais dafa jaay ngoram. am na koo xam te ne yeggalewul jàng waaye jaayul ngoram. am na éthique boobu parce que éducation la. dama ko bëgg des fois c'est problème éducation la. Cheikh naa ne dafa neexul plateau wala de. non si non pourtant li mu wax noonu c'est important. yaa ngi ni ma wax éthique boobu problème éducation. bi may wax léegi nga ma daggee. pour wax sa xalaat. d'accord ok benn problème mais juste pour dire que ñaari personnes yooyu. duñu bokkul kii dafa waroon jàngiwul kii dafa jàng. di def lu ko neex beneen affaire bi mooy on a besoin ici suñu métier bi ay personnes engagées et loolu moo ñu xaw a manqué. dañuy gis ne fii tamit. pourtant ay personnes engagées ngeen gis mais dañoo xëy rek. waaw mais loolu laa lay wax ñooñu nag pour léegi pour métier bi jóg soxalikuwaat bañ a sooxe excusez-moi il faut que ñooñu noonu bañ a am ay aspiration politique. voilà il faut que journalistes yi bàyyi politique. am loo bëgg ak looy bañ quoi. exactement politique moom journaliste bu si duggee rek
yàq na métier non man d'accord ma ko mën nga politique ba boo politique bàyyil journalisme. bàyyil journalisme exactement mais loolu la mais c'est ce que j'ai dit. waaw loolu la yéen ñaar am formation quoi. non bàcc yàlla kii naa ba ñu génn yow ba ñu wàcc. mel na ne kii joxe xibaar war na nekk koo xam ne amin la. effectivement dañuy wax ne ab yenent moom daanaka métier am. yenn kilifa ko doon wax dafa mel ne métier am journaliste daf koy wéyal ndax day jottali ay xibaar te yenent jottalikat la en tout cas nu mu tuddati élément bi am na solo rawatina ci période bi nga xamante ne moom lañ toll. nit ñu bëri jaay seen ngor. lu nit munti wax mooy ne am na ñu jaay seeni ngor. actuellement am na benn débat boo xamante ne mu ngi am li tax muy am moo di ne dafa am ñu ñuy tuumaal ci ay journalistes yoo xamante ne comme ni ko Louise waxee dañoo wane fësal nit ñi de dañoo engagé bopp loolu il suffit que ñu ne Fallou Sène Fallou Sène moo wax ko grand journaliste lu bu waxee dara am na fu mu ko teg léegi Fallou day profito ci loolu ko sénégalais yi may fi place bi ko sénégalais yi may il se permettre avec gain bu facile bi nga xamante ne léeg-léeg da koy gagné mooy li Louis doon junj sànq bu ko defee moom xibaar bu ñëwee dina ko joxe day fàtte éthique ak déontologie bi nga xamante ne moom la jàngoon di basé wu ne fii kii dinaa ko suul xam nga bu ñu demee tey jii nii ba benn journaliste il se permet di toog ci kanamu télé di wax ne diw laal na laalaake là mu ngi montré que ne man tey jii nii li ma yor pouvoir bi ma yore dinaa ko jëflanteeg moom dinaa ko suul bis bu journaliste demee bay wax loolu kooku kenn du séenooti ci moom mu crédit xaw ma noo lañ koy tuddee crédibilité pour mu wax dëggu ko kenn dootu ko séenooti ci moom l'autre aspect moo di ne day xeexee pilimam dafay xeexee pilimam quatrième pouvoir effectivement te xeex sa pilim xam nga nit bis bu duggee ci biir nit bis bu duggee ci biir xeex mooy tous les moyens xaw ma sont bons bu ko defee loolu da koy utiliser loolu bokk na tamit ci li nga xamante ne ci langue politique bi actuellement moo fi nekk te loolu pour man li Cheikhouna wax Louis wax ko Cheikhouna feddali ko moo di ne journaliste dafa war a tëddee ndey ji seex la war a doon traité li nga xamante ne mooy information te xoolal Oustaz Mokhtar métier bi dafa noble ba nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala daf ñuy wax certes information bu tardé kenn soxlaatuñ ko nekkatul information mais ak ci xarañte nit ak ci xarañte war na am ay outils yu koy permettre pour mu mën a xam information bi ndax dëggu na wala dëggu la vérification xam nga yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci biir alquran joxe xibaar te vérifier woo ko bokk na ci entre guillemets jikkoy naafeq parce que bu yàggee da ngay wax di muy teggeeku te boobu yaa ngi ne xam nga yàlla subhanahu wa taala kullama jaahum min al amrun min al amni aw il xawfi adaau bi walaw radduuhu ila rasuli wa ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum tey jii nii xibaar bu ñëwee mooy li c'est-à-dire yàlla subhanahu wa taala dafa yéem que chef de rédaction walaw radduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum mooy li kii no su dee da nga jot xibaar bi nga jox ko sa chef supérieur jox ko tamit spécialiste yi alors Fallou diw de wax na ma xibaar est-ce que kooku nu mu kiiwee bu ko defee moom mu jox la kii ni mais malheureusement actuellement Sénégal tey jii nii da ngay exemple ñu ne rek tey yàlla dafa wax nangam ci alxuraan yow nga war a def tey benn information bu jëm ci loolu. effectivement pourquoi nga woo Oustaz Mouhamed. ne ko kat Makhtar Sarr nee na ma yàlla dafa wax nangam ci alxuraan. information buñ jot la est-ce que loolu tey jii effectivement tey jii nii vérification tey jii la bu njëkk ba époque bi Cheikhouna doon nga xam ne outils yi dafa tënkoon mais tey jii période bi ñu toll ci la vérification war a gën a yomb. mais tey jii nii ci jamono ji ñu toll ci la ñuy gën a investiguer li nga xamante ne moom mooy xibaar jox ko population bi ñu koy consommer. vérification bi benn exemple rek pour dire que xool du gudd da ngay xool benn lecture si télé yu nekk Sénégal actuellement média neutre presque amatu fi booy lim ñett ak ñu fi xaw a neutre xoolal RTS booy sànni RTS da nga non man du ma sànni RTS parce que état la ñuy wone c'est normal télévision nationale la TFM c'est normal c'est pas normal non mais RTS sax national nga wax télévision privée la waaw mais mën nañ leen ko bàyyil parce que il faut mën nañ ko comprendre waaw mën nañ ko comprendre boo xoolee TFM ils sont partisans état mooy le représentant national loolu la bëgg wax quoi boo xoolee TFM ils sont partisans nga xool Sen TV ñu ngi ak seen candidat donc seen propagande bopp la ñuy def boo xoolee fii dëkk bi ñetti télé ñoo fi xaw a neutre
muy Excaf Télécom ñoo neutre sax ñoo neutre Excaf Télécom mooy RDV DTV non non si ça c'est vérifié ça c'est un constat Walfadjri ak un peu de 2STV. non Walfadjri ñuy wax opposant nag. non mais non dégg ni Pape Alé dañ ko écarté parce que lan Sonko bi muy invité. oui mais borom télé bi. c'est-à-dire que je vais dire ñooñu ils sont neutres xaw nañu neutre. mais Excaf Télécom moom da ngay xool bu njëkk ba. politique bu muy metti dëgg ay 2012 ñoom ñoo doon jëloon décision bopp RDV par exemple moo jëloon décision boppam ne man du ma wane lu politique. donc kay moom mën nañu ci seede. c'est un fait. waaw loolu wax ci politique. voilà donc loolu du la jëmale si kanam mais c'est un constat. loolu réalité la borom kër gee ko gëmoon duñu wax ci politique. voilà. jërë ngeen jëf ci jàngat yu am solo yi mbokk yi seetaan tamit ñu jaajëfal leen di jéggalu léeg-léeg ku nekk ak ni muy gisee ak ni muy waxee ñu comprendre ne kenn ku nekk ak position am. même ku toog ci saalam àndul ak moom am na keneen koo xam ne ma nga toog ca bureau am wala ma nga ca boutique am ànd naag kooku noonu loolu mooy débat mooy waxtaan kenn ku nekk rek day jël joxe keneen jël delloo ko su ko defee bu ñu paree nag ñu analyser seet la ci gën a rafet mu nekk ndénkaane yàlla jàppale ñu dem dellu si te dugg ci sunu thème régie. débat bi mi ngi continuer ci souvent duggaguñ ci suñ thème bi tàmbali Fallou Sène ñaari fan yi da dañ fay yëkkati lu doy waar di jaajëfalaat bu baax Adja Mama Mariba mooy mbirum mbaraan nag baat bi wolof la de mbaraan labat doxaan bu mel ne baat yooyu yëpp wolof daf koy jëfandikoo buñ na labat am na fu mu jëm ñun mën ko accepter buñ na doxaan it mën na diis ca ku miinul baatu wolof waaye buñ la ko firilee mu woyof mooy dox ànd waaye mbaraan moom da di benn baat boo xam ne nii bu salte la ci société bi ak niñ koy jàngatee buñ ne kii day labat xamees na ko day doxaan xamees na ko waaye mbaraan bëggoon naa yi tamit ku ci am xam-xam dimbale ma ci mbaraan dégg naa démb Louise mu ne góor ñi mbaraan est-ce que mbaraan buñ ko waxee góor da ciy duggaale ci biir wala góor amul beneen terme bu ñuy jëfandikoo bu dul mbaraan ndax bu ñu waxee mbaraan ci société bi niñ ko gën a miini mooy jigéen a koy def ba tax na loolu lañ indi tey di ko waxtaanee ngir lan pour lan ñàkk a doylu la ndax ñàkk yar la ndax toll ci sëy la gis sa bopp sa taar jaay la ba yéene woo sa taar genn góor wala tàmm loxo yu bari la lu ci nekk rek ci biir mbaraan ak niñ koy jàngatee su ko defee nag fa muy tënkoo rek mooy ndax lu war a nekk la ndax lu warta nekk la bu dee war na nekk nuñ ko war a doxalee bu dee warta nekk nu ñuy def ba mu jóge fi Fallou Sène. waaw jërëjëf oustaz Makhtar ni nga ko waxee am na solo mbaraan moom mi ngi fii bëgg a yàgg wóoruñu ba xam nag amoon na fi démb ak bërki démb waaye mi ngi fii bëgg a yàgg bu dee ci logique gu sëy mën nañ ne mbaraan fu ñu ko tuddee jigéen la ñuy njëkk a xalaat waaw boo déggee man ci logique gu sëy góor yàlla may na ko mu mën a am ñeenti soxna kon kooku mën na ànd ak ñeenti jigéen ci logique gu sëy waaye jigéen loolu amu ko bu ne mu ne kon mbaraan jigéen la gën a xeetool mooy dangay gis ku jigéen koo xam ne moom day jàpp ne ku ñëw rek dana jëflanteeg moom ndax am lu muy yaakaar ci moom bi ci gën a garaaw nag mooy nga nekk ci sëy di ko def waaye bi gën a ràññee ko mooy ñi koy def te amuñu jëkkër nga xam ni fu ñu leen fekk moom loolu sax moo leen teree sëy tey sëy mooy collectionné ni ko gars yi di waxee ci baatu langage familier ci koo xam ne ay partenaires yu bëree bëri gis nga baat bi ñu ko dëppaleel muy prostitution déguisée maanaam kon kii mbaraan mel na ni infidèle na yemul ci génn góor ba noppi mi ngi détaillé boppam te jigéen en gros boppam moo ko jik que muy détaillé boppam ndax jigéen bu détaillé boppam day perte bu mu ne en gros mooy bu ne ci wàllu sëy day xam ne def na ko fi mu ko war a defee détaillé gi muy détaillé boppam nag mooy da koy séq ak ñoo xam ne kenn nekku ci jëkkëram te ku ci nekk booy ñëwee melokaanu jëkkër ngay wane léegi nag dafa xew jigéen ñi bëri na nu ñu koy doxalee ak fu ñu koy doxalee ci bañ a dëkk ak say waajur wut sa appartement beru jóge ci say yor njaboot jàpp ni kër gi daa xat néeg bañ la joxoon nangu nañ ko ba nga sëyee bi nga ñëwee kër gi xat ci yow nga ne damay wut appartement
appartement boo xam ne yow amoo qualification amoo métier amoo xam-xam bi pour fayal ko sa bopp waaye samay càmmiñ ngay wax ay càmmiñ yoo xam ne fa ñuy mujjee ak yow dañ lay càmmuñoo mooy ku ci nekk da ngay jàpp ni kii de am na fu mu ko féete mooy foofu la may féete mu mel ni kii mbaraan xam naa moom ku war a xareñ la war a doon ndax góor bëggul bokk nan nga mën a boolee juróomi góor wala fukki góor te yëgoo wuñ kon mel ni loolu feemu jigéen feeñ na fa kooku ban école lañ formé mbaraankat waaw xam nga ndax bu dee dégg naa la ne yombul nga gérer góor ñu bari waaw kon nit tëbul rek man ko waaw kon fan la déparé ba man loolu àndandoo dina ko indi kaay ma may la diw kaay ma boole la ak diw nga mbaraan ko léeg-léeg sa baat boobu la kaay ma may la diw mais nag nga mbaraan ko léegi jigéen ñi seeni morom ñoo leen di maye te jigéen wajuram moo ko daan maye da ngay dégg ku naan la am naa coof kaay ma may la ko wala kaay ma may la sama copine bi léegi li ci doy waar mooy kii ñëw léegi dina yëg ne sax am na ñu fi bokk nekk ndoon waaye moom day xool li ko arrangé nga xam ne kon léegi ku ci ne am na lu muy gérer ki mooy génération bi ki mooy gérer appartement bi parce que léegi am na ci kilifa yoo xam ne sax li ñuy tuddee deuxième bureau da ngay am koo xam ne maanaam yow da nga koy wutal fenn fu mu dëkk rek saa yoo ko soxlaa fekk ko fa di jaxasoo ak moom léegi nag ku jigéen ki moom mën na weeru ci kaw mu bañ a xam ñàkk xam ni muy maîtriser ñi mu ko seqal ñëpp ndax dana am saa soo xam ne ñëpp xëy na dañ na soxlaandoo Lise war na ci xam dara xëy na ba temps yu njëkk yi xale bu jigéen non li ma bëgg a expliquer mooy bu njëkk ba xale bu jigéen bu daan génn bu daan génn kon di ngay rasu non kon yow di ngay rasu non waxuma da koy dund dama ne mën na ko constater non daf ne xaw ma man kon yow di ngay rasu dégg nga c'est li wax foofu mooy moom dina constater fee bi ne fait 31 décembre Moussa la jot da ngay engagé juróomi góor wala ñeenti góor ku nekk am fa mu jaar ak yow ci jëndal la lay sol nga commencé ko foofu am naa copain bi kii jox na ma lii kii jox na ma lii ba tey ñu ngi koy def. copain daal la copain yére copain téye copain mais nag li tax ñu naan prostitution déguisée bu njëkk jigéen da daan jaay boppam am fu mu daan dem am nu mu daan mel ci melokaan am lu mu daan sol ba léegi sax ñu ne sañ naa am carte pour di ko def. dara du ko fekk waaye xam nga buñ lu déguisé lu nekk rek dëgguwul lu foo la. dañ koy seet ci taajaboon ci carnaval buñ ne daa déguisé rek maanaam dëgguwul déguisé. maanaam contraire mooy dëggu léegi nag bu déguisé maanaam position déguisée mooy mi ngi jaay boppam am lu muy mbubboo moo xam day muuru ba dafay épingle nga naan kii kat ibaadu la wala kii kat day sellal fekk am na lu muy def ci suuf wala mu nekk koo xam ne dafa bokk ci famille bu baax bu xëyee bu nekkee ci kër gi di julli sell bu génnee dem parce que xale yi jigéen yi bu dee fi mu nekk ñoo yor seen waa kër da nga yor sa doom mooy joxe ration mooy fay courant mooy fay ndox suba teel lay xëy xaajagul lay ñibbisi doo jéem a liggéey fan lay jëlee te wóor na la amul qualification amul liggéey bi léegi fan la koy jëlee mën na ko bay jëlee ci genn góor kese léegi foofu lay tàmbalee nag muy dem di jaay boppam kon léegi jaay sa bopp nekkatul maanaam dem fa ñuy jaayee sa bopp à domicile ngay jaayee sa bopp sa kër ngay neel jor bu ko defee gars yi dañ lay woo kii ne nag sama courant jeex na kii ne amatuma sama ndox dagg nañ ko bu ko defee noonu ngay jëflante gaañ mel ni kon dem nañ ba yàq mbiru góor ñi ne góor ñi léegi dootuñu maye ndax léegi góor gu la ci may ñaan la léegi jigéen ñi nag ñoom dootuñu la ñaan yow mii góor yaay jug ni kii lii war naa ko defal lii ndaw si xanaa duma ko gën a gore yow nga ne waaye duma gën a gore comme féete na ma fii naa ko féete fii lu tax ñi ci gën a taamu mag ñi ñu bari bu ñuy mbaraan dañ naan paa yi ndax xale yu góor yi moom boo lekkee seen xaalis am noo def ak ñoom mais paa yi moom dañ lay may bàyyi la dafay dépendre dañuy jëflanteeg mag ma léeg-léeg dooleem day jeex léeg-léeg da ngay jàpp ne dara du la ca fekk ndax bu dee xale bu góor bu frais moom danaan la man du ma protégé wu wala man damay dem ba jeex te bu dee mag ma day soxla ku ko wéttali kese mu am ca bànneex jox la lu dul jeex sama paa bi waaye bu dee waa ji amu ni muy demee sax yow yaay jox waa ji te xale yu jigéen yi mbaraan li ñuy bëgg ku leen jox paa yi ñoom ñoo leen di jox te bu dee xale bu góor boo ko seqal xoolal boo amee ñett wala ñeent am ci koo xam ne xale bu góor la sax la ñee di jox moom nga koy versé. doy na waar naa ñëw ak yow. Cheikhouna na ma bàyyi. waaw d'accord na la bàyyi Cheikhouna mu mel ni mbaraan la ñu nekk mbaraan pour lan mbaraan ngir lan ñàkk doylu la wala ñàkk yar la tàmm loxo yu bari la te lu tax léeg-léeg kuy mbaraan rek ñaawul ñaareel maanaam borom taar lay doon ku ñëppuy bëgg ku ñëppuy wër mu ne du ma sëy damay xaar ba ci kanam gi mooy loxo yu bari yi mu tànn yi mu tàmm nooy jàngatee mbaraan ak fi mu toll ci société bi. waaw damay waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kontaanaat beneen yoon ci àdduwaat ci thème bi di xam nga
nga xam ne moom lañ dénkaane ni te Louise di ma xool di ree rek wala Louise damaa xamul lan la. parce que mag yow dañoo xamante. non mais Louise ak ma war a bàyyi nag. bu plateau bi weesoo. yow xoolal rek la ko fi wax tey. moo tax nag nga war ma ba rek. yow maa ngi yow lu ñuy kii ci suuf kii ci kaw nii. maa ngi bu ñu génnee suuf nii. léegi sa xarit la bu ñu kaw nga bëgg def nii. sa xarit la wala duma sa xarit. nga ni sa xarit la. oui après dénkaane. yaa ngi comprendre tey par rapport ak thème bi mu nekk thème bu am solo parce que thème bi man pour man thème ëpp ko solo ci réew mi parce que thème bi dafa laal lu bëri ci dëkk bi xam nga tey suñuy wax mbaraan nit ñi li ñuy wax mbaraan dafa dem ba Sénégal li ñuy wax naan cagatu da cee nekk. jaay sa bopp. du ma wax jaay sa bopp. man baat boobu laay wax. baatub cagatu laay wax man dinaa wax lu tax ma wax baatum cagatu. benn mag daf ma wax ni mu ne ma Sénégal. ëmb ay baat moo tax société bi yàqu mu ne ma soo nekkee soo amee doom. mu ne ma mu def benn affaire nga ne ko t'as pas honte mu ne ma du ko def dara mu ne ma mais boo ko nee ñàkk jom. ni mu koy def baat bi ci boppam. ci olof ak lim nam koy def beneen baat du ko def. c'est pédagogique. mu ne tey nit jigéen nga xool ko ne ko cagatu bokkul nga ne ko ak jaay sa bopp ni mu koy yëgee bokkul. soo bëggee defar nag. mu ne baat yi da nga koy laal. pour que mu laal sensation nit ki. mu am lu mu laal ci biir orgueil ci biir dignité ñun nag dañuy ëmb lu bëri ba léeg-léeg la mu waroon defar sax wala fa mu waroon yegg wala fa mu waroon yegg nit sax du ko fa yegg. moo tax man baat boobu laay utiliser su ma ko utiliser nag utiliser wu ma ko parce que ñàkk tam mais dama koy utiliser pour que mu yegg nit ñi fa mu leen war a yegg. parce que tey jigéen dafa am nu mu bindoo am nu mu mel am cër bu mu am ci société xam nga jigéen su demee ba nga xamante ni dafay jox boppam góor ngir daal rek cagaru taxaw na. ci mu xam ko ak mu bañ ko xam. te lépp lu mu ci lekk rek riba la. il faut que tey parce que tey dañ dem ba nga xam ne dañ ko banaliser moo tax muy am nit ñi bu ñu xamoon impact bi mu am ci ñoom jeexital bi mu am ci moom amaana duñ ko def. te ëmb bu bëri ak nëbb bëri ak làq-làqal ak làq baat yi moo dem ba benn instant boo xam te ni nit ñi dañoo dem ba xam ne dañ ko banaliser parce que pour ñoom du dara. am nañu bi jigéen ñu bëri ñoo xamante ni tey bu ñu xamoon dëggantaan lan la amaana duñ ko def mais parce que tey dañ dem ba xam ne sexualité dafa nekk lu banal ci suñu réew yi li tax mu banal nag bëri na parce que tey da ngay gis Sénégal man dama dëkk si booru marché HLM da ngay gis tabaski day jot benn xale bu jigéen ñëw dugg si biir marché bi di jënd benn affaire bu manqué benn booy tapas ko ne ko kaay may la 10 000 pour moom mbaraan la ànd ak ay copinam def ko jeex na et puis mooy loolu te fekk na li muy def moom mu ngi ko jàppee mbaraan mais cagatu la te lam cee lekk bu ci jëndee greffage riba la bu ci soree riba la bu ci lekkee lekk riba la te loolu nag li fi muy commencé sànq oustaz laaj na ko ci biir kër yi lay commencé gis nga nit éducation dafa am solo te ñun dafa am ci ay valeurs yu ñu doon yaree yoo xam te ni amatul bu njëkk da nga naan seeti xale bu jigéen nga ñëw dugg ci biir kër gi ngeen toog ci biir salle bi ngeen di toog liberté amuloon léegi da nga dem ba benn instant gis ni Sénégal mbaraan yi ci biir kër gi maire yi ñoo koy orchestré man xam naa kër goo xamante ni maire bi ak grande jigéen ñu mag seen grande sœur magi sa iba tas ñoo koy organisé da ngay am ñaari far Louise day organisé mbaraan waaw ci nan Louise day nekk ci biir kër gi. jëlal beneen exemple. jàllal ci Louise day nekk ci biir kër gi. waaw maa sama bàjjan la jëlal beneen. ah non mais day jàngale. non non na jël beneen. graaw rakk benn mayte day nekk ci biir kër gi. wala benn faama day nekk ci biir kër gi. waaw jël faama voilà benn faama day nekk ci biir kër gi. oustaz Mohamed di ko seet bëgg ko ñeenteele. mi ngi toj kaas oustaz Mohamed bëgg ko seet bëgg ko ñetteele. bu ñu ko ñëwee seet si ko ci samedi bi ñoom ñaar ñu daje fa. xale bu jigéen bi jël néegam. dugal fa oustaz Mohamed. waaw yaayam di jël néegu sëram. dugal fa oustaz Matar. waaw. su duggee toog ci oustaz Matar 10 minutes. yaay ji yónni benn xale ne ko demal wool ma faama. mu ñëw fekk mu toog ak oustaz Matar mu ne ko faama kaay wuy sama yaay. mu ñëw dugg dem wax ak yaayam dellu si ne ko sama yaay daf ma gunge woon tale mu ne ko ma gunge woon mu ne ko noo toogal damay ànd ak sama sër xaar maa ngi ñëw. góor ñu yeewoo di ñëw ñu am na ci société. ndaw si génn foofu noonu. dugg ci biir néegam fekk oustaz Mohamed. dama la bëgg xamal ni que ni si biir kër yi te loolu dafa am li ma leex ni si biir kër yi lay amee. non non dama ragal kay bu njëkk ba la daan am mais léegi fi mu toll nii. non dama ne xam nga tey gis nga yow li ngay wax nii gis nga tey Sénégal fii gis nga góor yi
la majeure part du question ko yeewuñ de góor yi amul lenn loo xamante ne 90% ci góor yi lu xale yu jigéen yi di def loo xamante ne xamuñu ko. damay ñëw di waaj day ñëw di seet si xale bu jigéen bi xam ne xale bu jigéen bi daf koy teg ay dil mu xam ne daf koy teg ay dil yoonam new si. lijjantiwu ko amul lu gagné ci xale bi objectif am rek am na benn objectif du takk xale bi objectif am mooy que garaawul na ñëw saa yu soxlaa xale bu jigéen bi ñëw defal ko li mu bëgg mu dem d'accord yaa ngi comprendre benn instant su demee ba nga xam ne gis na xale bu jigéen fekk na ci wet bi mu ngi teg xale bu jigéen boo xamante ne tey yéen fas yéene na kooku lay takk su heure takk jotee bu bàyyi ko leen takk loolu laal ba nga xam ne dafa bëri ci dëkk bi loolu bokk na ci li nga xamante ni loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne daf koy favoriser parce que xale bi ci biir kër gi lañ koy tàggat ñoom beneen bi mooy que xale bi nekk xale ay grande sœur nekk ci biir kër gi wala mu gis xale bu jigéen bu nekk ci biir koñ bi boo xamante ne mu leer ko leer ne amul dara liggéeyul dara ci mbaraan ci la amee oto bi muy dawal ci lay solo ci lay defee ci lay dindee ci la dëkk ci benn appartement boo xam ne Sénégal pour wax la mbaraan bi xale bi jigéen nii dafa dox da ngay dugg ci biir dëkk bis ay xale jigéen yu bëri yoo xam ne ñu ngi dëkk ci ay appartement 500 000 600 000 francs ay góor leen di entré di leen fay xale dañuy jël ay voyage ay vol di dem ay Maroc jënd jëm marchandise ñoo ay jël te loolu ñooñu noonu léegi nag mu dem ba xam ne benn instant non dafa fës di fësal ñooy feeñ ci télé yi ñooy feeñ di wane ay nit yoo xamante ne amul dara ci mbaraan lañ ko am Amady da laa dégg ci suuf yéeg na ba ci kaw wuy ma côté waaw non non boobu baal ko boobu du jàll nee na mi ngi nuyu soxna si boobu laa mën a jàllale Louis Oustaz Mactar suñ plateau bi ñu jàll ci suufa dàq sa ñu ci kaw daal mais man maa gën a sonn ci kër gi sax man su ma génnee nekkaan damay wàcc suuf xale ji dama tànnaas man dama sonn kon su mën a tooñ d'accord Seydou jërëjëf am na solo surtout point bi mu mujj laal dafa tasaaroo léegi lool ci biir mbaraan gi mooy VIP mbaraankat VIP nga xam ne saagu 600 000 la ñu lonkoo yor téléphone 800 000 di fay appartement boo xam ne nii weer wu nekk 500 000 wala 700 000 la ñooñu tey dañuy influencer ñeneen am na koo xam ne xamutoon loolu mais li ñu naan réseau kaay ma dugal la sama réseau bi looy liggéey kaay ma dugal la sama réseau bi mu mel ne benn réseau la boo xam ne ni tey yow mi nekk ci kaw foofu yaa xam borom xaalis yu bari yi nga xam ne nii tey ñemewu ñoo takk ñaareel ñu ci bari ci lay ëppee exactement ñemewu ñoo takk ñaareel dañoo signé benn bëgguñoo dem tamit ci hôtel yi bëgguñoo dem ci auberge yi ndax dañoo siiw xam nañ leen mais am na benn appartement bu beru boo xam ne boo fa demee ne nit ngay seet boo génnee kenn du la tuumaal dara léegi yow yaay dem jëli benn Aïda Thiam mu nekk fële ca ruq ba indi ko jëli benn Kiné Thiam indi ko ci kaw dama lay mooy li nga wax léegi léegi yaay mayeetul bàyyi mayeetul mais seeni xarit yi ñoo lay may gis nga Oustaz Mactar mbaraan moom qu'on le dise ou pas c'est un business qui marche mais vraiment quoi nit yaa ngi ciy am c'est un business qui marche teg ma ci piste boobu fan la jëm nag teg ma ci piste man damaa xam piste man donc c'est business bu dox business bu dox la donc juste pour dire que nit ñi ngi ciy am lu nekk mais pour ñëw ci baatu prostitution déguisée bi mooy da ngay nekk ak sa morom damay ñëw plutôt sax ci góor ñiy mbaraan ah bon oui góor yi dañuy safoo am benn affaire léegi surtout ñu gën a siiw ci dëkk bi ñoo xam ne am nañu ay nombre tànk yoo xam ne permettre leen ñuy def lu nekk wala ñuy fësal seen bopp dañuy nekk 5 góor ñoom ñëpp ay collègues lañ wala ay amis d'enfance lañ mais ñoom ñëpp seen situation léegi avancé na ba mën nañ permettre seen bopp ay avantages yu bëri ñu nekk 5 jël benn appartement wala benn kër bu am 5 chambres ku nekk am nga sa néeg am caabi d'entrée bi am sa caabi néeg yow soo amee ñoom rey lañ koy wax am naa sama rey boo amee sa tabaski waaw boo amee sa tabaski nga indi ko nga dem directement sa néeg ren di jéegi am nga directement sa néeg léegi ñoom dañuy dem benn réseau boo xam ne dañuy nekk 5 am benn réseau de 20 filles xam nga léegi ñoom ñi ngi mbaraan parce que ñoom ku si nekk am nga 5 filles est-ce que mbaraan la bu ñu waxee mooy terme bi may wër ne est-ce que mbaraan lay tudd ndax ñooñu tey dañuy joxe waaw ñoom dañuy joxe mais tamit am na ay gigolo ci suuf ñu am ñoo xam ne tamit mooy gigolo ñoo xam ne ay góor lañ liggéeyuñu bu ñu xëyee dem plage entraîné ba ceene ñëw di xool personne jigéen ñoo xam ne ay 3e âge lañ wala ay mag xaw nañ mag tuuti jéegi di leen jël di sëkk ak ñoom naka su dul noonu ñu leen di fay loolu sax ñu déggoo fi donc mbaraan bi du ci góor ñi du ci jigéen ñi kese jigéen ñi ngi mbaraan góor ñi ngi mbaraan mais benn aspect bi mooy parents yi ñooy permettre seen doom yi ñuy mbaraan ndax si naka mooy sa doom lu ne mu defaral la yow yaa koy teg charge sax diw
da nga fay nekk ak say rak lii ak lii yow la war da nga xam ne diw mi liggéey bu muy liggéey 50 000 lay fay ko par weer wala sax amul liggéey non des fois day am liggéey sax parce que affaire ñu koy habillé ñu koy xaw a solal mbubu tuuti diw mi 50 000 lay fay ko par weer mais ay charge am ci kër gi mat na 300 000 yow waajur bi mu leer la te bu toogee quelque temps indiwul lu mat sax nga ne ko diw temps yi moom da nga bàyyi sa loxo moom sa morom yi ci koñ bi gis nga telle personne dafa sagal ndeyam lu nekk la koy defaral donc pour dire que xale yi dañu am motivation léegi concours lañu def mbaraan bi aspect bu ci gën a graaw mooy kuy mbaraan du sëy wala bu sëy yi du ci yàgg ndax am na lu mu jot a tàmm loo xam ne lu la 5 góor defaral benn góor mënu ko defaral même bu fekkee ne milliardaire la mënul ko defaral yàlla boo sëy sa kër njëkkee ak góor exactement mënoo ko mooy indi infidélité dans le couple tu comprends pour dire que juste que mbaraan bi da ngay nekk xale di ko def mais c'est pas sans conséquence mais réseau VIP yooyu noonu la ci dëkk bi tey ñenn ci sax xëy na ñoom dañ koy dégg wala léeg-léeg ñu jéem a tànte mais am na ñoo xam ne comme ni nga waxee ne business dañ ko organiser exactement mooy léegi kaay ma may la diw gi kaay ma may la diw gi kaay ma may la diw gi dafa dem ba léegi dafa tasaaroo goo xam ne jéggi na dayoo tey niñ koy waxee ñenn ñi liggéey leen ko may amee dañuy dut baaraam ñenn ñi dañuy fo oto yu rafet yi ñi koy dawal kër yu rafet yi ñi koy dawal lu ci ëpp jigéen ñi la ñi koy liggéey gàññe ko bari na mais ñu ci baree bari oto bi ñuy dawal seen fara leen ko jëndal boo xam ne bokkul ak far bi leen di jëndal sauve naturel bokkul ak far bi leen di jëndal billet pour ñu dem vacances yi France exactement mais façon VIP yi nga xam ne du ñu laal ay 100 000 mais ay sec la ñuy laal bien sûr léeg-léeg ñu may leen kër wala ñu may leen terrain mais loolu fan la nar a yóbbu seen morom yi mbaraan fii Sénégal nit am na ci lu nekk loolu moom buñ ko waxee am na buñ ko waxul am na ma jox la benn exemple bu ndaw dama xam benn nit boo xam ne benn ministre de la République bu fi nekkoon moo ko jëlal appart takk ko dëgg yàlla jëlal ko appartement Almadies chaque 13h entre 13h ak 15h la ñuy gisante mooy fay appartement bi dagal ko salaire suy lu mu koy doyee mooy suy tukki ñooy ànd moom liggéeyam mooy suy tukki ñooy ànd. te yor na jabar. te yor na jabar mais dañ lay xamal tamit pour dire que ñàkk jomu jigéen ñi am na ci. da lay xamal carrément man de bëgg naa la dinaa nekk ak yow mais mënuma la takk am kon ndax amu ci maintenant ki ñuy def loolu mi ngi toog ci appartement bi. di dund moom xam na yan heure la war a gis kii fay appartement bi mooy 15h 13h et 15h yan heure yu ci des dina ut ñoom ci accueillir. est-ce que du kooku moo facilité kooku mbaraan mi. mais ndax bu amee jumtukaay yooyu noonu ci kooku mën na ko utiwaat tamit ci keneen. mais mbaraankat pour yokk li muy mbaraankat VIP tamit mooy koo xam ne kenn ko seeti mbaraankat dëgg kenn ko fekk si mooy fekk jiwaate rek. lu muy daw. daje. fekkante. d'accord. Oustaz Mouhamed Kawteef ajaban qad daharat li Sëriñ Tuubaa waxoon ne qad daharat alaamatul qiyaama li kulli aaqilin fa'in alaama waaye toll nañ ca dëgg-dëgg ñu ngi ci mujjug jamono jigéen ji nga xam ne dafa waroon a toog takk sërëm sàmm boppam nekk ku fegu wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina jigéen ji waroon a sangewu takk sërëm ba mu dëgër ni ko Fall waxee léegi waroon a nekk tey mooy détail mu mel ne lu ruslu la te li muy jur mooy comme yàqute gi am ci société ba sëy yi tas kenn nangootu la sëy koo wax mu sikkal sëy ba noppi liberté mu bëgg ko may boppam te liberté gi yëpp mooy nekk ci lu la neex tàmm loxo yu bari tàmm mbaraan lu doy waar la ci société boo xam dañ naan diine moo ko wasin weesu na doy waar tout le temps xaw ma baatu wolof nu ko wolof di utiliser ci góor ak jigéen mais suñu delloo ci terme alxuraan ci terme bi góor dina mbaraan jigéen dina mbaraan soo ñëwee ci sooratu nisa yàlla subhaanahu wa taala bi muy wax ak jigéen ñi dafa ne muttaxidaati axdaan alxidn mu ñëw ci sooratul maida bi mu wax ne al yawma uxilla lakum tayibaat wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum ba muy yegg si da ne wala muttaxidi axdaan alxidn pour rejoindre titre bi xidn boroom xam-xam yi bi ñu koy tafsir dañoo ne yàlla subhaanahu wa taala dafa doon wane jigéen ci société bi li fi am moo di ne muxsanaatin gayra musaafihaatin wala muttaxidaati axdaan ñetti tibu jigéen ñoo am muxsanaatin mooy ñu sangewu
musaafihatin mooy ñi seexu naa wax ñi cagatu wala ñi jaay seen gàncatu ñi gànc baatu wolof bi mooy gàncatu ñi gànjat ñi gàncatu ñi gàncatu cagatu mooy jigéen ji jëkkëram tas muy defaru pour am sañ-sañ yooyu waaw di gàncatu waaw li ma yittee rek mooy l'islam alquran yàlla dafa xam doomu aadama yi daane muhsanaatin loolu mooy jigéen ji nekk ci biir néegu sëy takk sërëm ba mu dëgër musaafihaatin mooy ki nga xamante ne ci njaaloo lay dafa fés ne moom mooy koo xam ne nit ñi loolu lañ ko xamee ci ab gànc la wala muttaxidaati axdaan xoolal rek yàlla sànq bi ngeen di wax ñiy wax baatu terme sama càmmiñ dama ne buñ ko mënoon wax yàlla du nit dañu naan yàlla wala yàlla moo xam doomu aadama yi ci beneen terme xam nga yàlla subhanahu wa taala wala muttaxidaati axdaan alxidn huwa as-saaxib moo ne jigéen jeneen ji làqatoo loolu sama càmmiñ lay indi xam nga yàlla dane nañu nekk muxsanaatin jigéen na dugg ci néegu sëy su ko defulee rek ñaar moo nekk musaafihaat mooy mu doyadi bay jaay boppam wala mu déguisé ko di ne diw sama càmmiñ la te nag dafa fekkoon na ci jamono ay jigéen yoo xamante ne fësaluñu seen bopp ñuy jaay seen bopp mais am nañ seeni kër lu yàgg la bi alxuraan di wàcc seeni kër yoo xamante ne dañ fay dugal ay góor soñ leen laajee ñu ne ñii suñuy xarit lañ ñii suñuy càmmiñ lañ loolu moo dellu si waat di dunduwaat ba ci li nga xamante ne mooy jamono noonu mu amee ci jigéen noonu lay amee tamit ci góor mooy ayatu suratul maida bi yàlla subhanahu wa taala di wax góor ñi ne leen alyawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum ba mu yegsi wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdaan mooy ne góor imma góor bu nekkee ci néegug sëy muy labat mooy terme bi nga wax di labat keneen kenn du ko tuddee mbaraankat sànq am na ko wax ne kuy mbaraan ku nekk du sëy moo la yitteel kuy mbaraan ku nekk leneen moo la yitteel ni yàlla waxee ci góor ñi tamit am na góor ñoo xamante ne dañuy dañuy sangewu xaw ma ndax baatu wolof bi noonu la dugg ci néegug sëy mooy muhsiniina gayra musaafihin am na góor ñoo xamante ne tamit ni mu amee jigéen ñuy jaay seen bopp loolu la amee góor ñuy jaay seen bopp am yeneen góor yoo xamante ne muttaxidi axdaan non kii sama jigéen la dama koy defar li sama jigéen la kon loolu tamit yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy ŋàññi ci góor léegi nag ñu dellu si waat saa bu jigéen li ko jig mooy mu tooguwaay bu rafet xoolal yàlla subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ci alquran nañu jël li ñuy tuddee as-siyaaqul qur'aan yi alquran ni muy tëree ay rythme soo ñëwee ci suratu nisa yàlla subhanahu wa taala bi muy wax jigéen ñim ñu daganal ñi nga xam ne góor mun na ko takk wal muhsanaatu min al mu'minaat jigéen ñi nga xamante ne dañoo toog fa ñu war a toog sengu yàlla mu ne ñooñu daganal naa leen ko alxarair góor mais bi mu ñëwee ba ci ñi nga xamante ne mooy al ima ñi nga xamante ne mooy jaam yi bi ñuy wax ne daganal nañu pour ñu takk li nga xamante ne mooy jaam bu jigéen xam nga ci lislaam góor bu góor daganul ci moom muy takk jaam bu jigéen léegi bi muy wax ne daganal na jaam si la indee terme muhsanatin gayra musaafihatin wala muttaxidaati axdaan bi maanaa kon góor bu jigéen moomul góor yu bëri di ko teg loxo góor yu bëri di ko xam mais comme que jaam ca nañ ko xamee woon ci jamono jooju amaana ñu bëri di ko séq moo tax yàlla ne bis boo leen demee ba leen di takk nañu bàyyi xel ne loxo yu bëri waruñoo leen a kii ni kon bi maanaam gor jigéen bi nga xamante ne dafa am dignité am personnalité am ay loxo yu bëri waruñu koo séq loolu moo tax bi waa ji ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah inna imraati la taruddu yada laamisin sama soxna moom du delloo loxo ku ko laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko talliqaha ku ko teg loxo du ko teggi waaw ku ko teg loxo du ko teg xam nga am na si jigéen ñoom ne ku ko teg loxo waaye bàyyi mu gàll la ko mu teg la leex am na ci léegi nag loolu la bi waa ji ñëwee wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko talliqaha bàyyi ko mu dem
kon li ñu war a njëkk a yaraat ci nit ñi moo di ne am na ay valeurs yoo xamante ne même alxuraan daf ñuy jàngal ne ci gor la war a doon loolu moo tax Hind bintu Utba bi mu ñëwee di dugg ci l'islam xam nga yàlla subhanahu wa taala ci suratul mumtahina bi muy wax ne yaa ayyuhan nabi idha ja'aka al mu'minatu muhajirat ba mu koy wax ne jigéenu jullit bu ñëwee di tuubati ci l'islam na nga ko xamal ne l'islam bokk na ci lim ko aaye mooy allah yaznina bu ñu njaaloo moom mu ngi doog a jóge ci ceddo kéefër piir xam nga lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne tiit ne yonent bi awa taznil hurra est-ce que gor est-ce que gor dina njaaloo bi maanaam fekk nit ki amul lu muy jomb am ay valeurs yu nekk ci kanamam bu boobaa lu ko neex dafay boy xar wu jigéen moom jaar ci gétt gi taaru jeune mâle yeeg yooyu ku nekk di ko mais dina daw sax mais moomul li nga xamante ne mooy jeune mâle boo xamante ne nee na la mbee rek nga daal di ko fay yembaatal xoolal way juru yeneen bi ko Fatimatu bintul Mulim di sàkku amal xaraamu fal mamaatu duunahu effectivement amal xaraamu di ko wax ne ki yéegi waaye bi muy jeexal dana ko yaxmil karima irdahu wa diinahu salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si na nga def maa ngi sant yàlla baax maa ngi leen di jaar bu bëree bëri. jërëjëf ñu ngi lay déglu. waaw man maa ngi wootee Touba. waaw émission bi nag am na solo trop. parce que tey jii da ngeen a ñëw ci débat bu am solo muy mbaraan. te mbaraan nag ñu ëpp ci ñu ko def mooy sama mbokk jigéen ñi ñu baal ma. parce que man dama jàpp ni jigéen boo xamee sa bopp doo mbaraan. moom boobu nag xañ na du ma ko fi mën a faram-fàcce parce que day sur temps mais boo xamee sa bopp daal doo maraat man nag élève laa dama basé wu ci li may jàng loolu moo tax ma wax loolu parce que damaa yaakaar ne jigéen bu fekkente ni da ngay sàkku xam-xam am na ci yoo xamante ni si nii wóoru la mais la plupart des femmes comme par exemple ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam ñi ci bëri yenn saa yi ñoom ñooy gën a mbaraan élèves yi waaw bari na ci de. ak ñi ma ko war a wax daal. waaw mais tamit jigéen daal comme ni ma ko waxee woon sànq boo xamee sa bopp. waroo mbaraan soo nekkee ci sàkku xam-xam liñ lay xamal loolu soo ko dee appliqué pour nga réer day xaw a du yomb daal. yow lan moo waral nga seetlu ne sa élèves yi dañuy mbaraan ndax yaa ngi nekk ak ñoom lan moo koy waral seen parents yi ñoo leen dul jox lu doy wala nu mu demee. non waaw am na ci ñoo xamante ni ci nii. seen parents yi dañ leen di jox lu doy. mais seen i àndandoo peut-être ñoom ñoo leen ciy poussé. ak ñàkk xam seen bopp. parce que nit mi ngi jàng ki jàngul nekk ki jàngul gën koo xam ni muy doxalee. que ça soit ci àndandoom bi wala moom mu yore habitude boppam boo xamante ni ci nii par rapport ak li parents def ci moom mbaraan mën nga lekk bu suur def ko mën nga ñàkk a lekk bu suur def ko li nga xamante ni ci nii moom moo ciy génne doomu aadama bi mooy nga xam sa bopp xam yow yaay kan xam aussi fi nga bokk xam ne yow jullit nga te jullit aussi muumul yenn yi mais nag comme man ni ma ko gisee nii dafa am ñoo xam ne giseewut ko noonu moo tax boo xoolee ñuy mbaraan seen xel loolu rek moo ciy nekk mais su fekkoonte ni ñi ngi xalaat yàlla wala ñuy xalaat ëllëg wala ñuy xalaat ni ñoom ñi ngi sàkku xam-xam ci seen xam-xam te nekkulee ñuy def li ñuy def xañ na duñ ko def mais nag kenn ku nekk ak sa melokaan ak fi nga xamante ni si foofu la la sa xel di poussé pour ngay def lu mel noonu mais nag maa ngi tuub bu baax ci kàddu gi. am na solo seen sant laa nag dama leen di suivre. jërëjëf damaa xëyul doon école rek moo tax ma leen di. am na solo am na solo maa ngi jégalu bu baax jërëjëf. am na solo laal na point bu am solo mooy élèves yi. mu mel ne bari na léegi ci lycée yi surtout université. en tout cas pour daaneel li may jublu foofu moo di ne nit da ngay am ak mbañ. c'est-à-dire li Cheikhouna di wax sax dafa am ay valeurs yoo xamante ne faw ñu koy éveillé waat ci biir nit ñi. am looy man gor la man góor laa li may tooñee léeg-léeg sama goro joolaa yi soo leen waxee dañoo ne inje a joola. d'accord c'est-à-dire inje a joola ci biir joolaa dafa am lu bëri lu muy tekki ci xale bi. boo ko tuumale par exemple da ngaa sàcc. du la wax ne sàccuma mais da lay wax ne inje a joola. valeur yooyu dañ ko war di delloo. mooy li ki woote wax xam fi nga bokk. xam fi nga bokk effectivement. xam fi nga bokk dafa ëmb ngor ëmb diine.
pour may ñeneen. macha allah mooy li Abdallah waxoon yaxmil karima irdahu wa diinahu. nit ku baax day aar deram. aar diine. salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi. ñu ngi lay déglu ci thème bi. alhamdulilah maa ngi teewlu bu baax a baax. di wax ni tamit comme ni ngeen ko waxee rek remarque la buñ def ci société bi. man jigéen laa université laa nekk di jàng. waaye façon mbaraan xeet bu ne ngay gis façon bu ne. ci université. ci université ba façon bu ne la ñuy def. ci lu mel nan. da ngay gis ko xam. weekend day def ñu ñëw jël si ko yóbbu ko. ki koy def si weekend bokk la ki nga xamante ni moom lay nekkal. ëllëg mu koy yónnee lii wala di ko yónnee lii. yaa ngi dégg. te ñu koy def da nga leen di xool fi ñuy jóge famille bu baax la ñuy bokk. te en général sax du ñu jóge du ñu dëkk fii Dakar wala ñu dëkk fële ci àll bi la ñuy jóge ñoo xamante ni dañ leen a yar bu baax def ci ñoom diine au début loolu la ñuy ànd mais royuwaay maanaam topp nit am ñeetaan nit moo leen di puus ci geste yooyu. xam nga fan jigéen day toll foo xamante ni boo gëm sa bopp xam li la war ak li nga xamante ni moo la tax a jóg pour nit yóbbu la dafa yomb ñun ay sociologue lañ su wàllum société la ñuy jàng. mais dañuy remarquer à chaque fois yooyu dañ koy bëgg di dénoncer da ngay dem seen chambre yi di wax ak ñoom di leen andiwaat. parce que peut-être yow am nga expérience boo xam bu ñu la yaree boo xam ni jomb nga wala am nga looy bañ loo xamante ni ruus nga fekk góor boo xamante ni nekkul sa borom kër te kenn mayu la ko. ci sunna ak ci farata. yaa ngi comprendre donc loolu noonu day nekk fee yoo xam man damay bëgg à chaque fois ñuy ñëw di leen ko wax en public di leen ko fàttali. di leen waxaat seen bopp parce que jigéen mooy lépp su baaxee lépp baax. bu jàddee lépp jàdd. yaa ngi comprendre day nekk ci xol yi nga koy gis ñi xale yu ndaw yoo xam te ne xamuñu dara ay xale la ñu ñëw di leen jël di leen yóbbu ci seen sago parce que buñ koy def dañ ciy fier te ñu leen koy defal ay magum jëmm lañ dem nañ ba gis mais mooy li ma la wax rek yal nañu suñ borom musal ci ñàkk des fois boo ñàkkee mooy waral lu la këf yóbbu la boo ñàkkee te gore woo rek da ngay jàdd yoon. wasalaam kontaan naa trop ci émission bi. macha allah yow it kontaan nañ ci sa woote bu baax. indi na lu am solo biir université fee la bu ñuy dund. ñoom Fallou Sène yàgg nañ ci def ay reportage mooy étudiante yi nekk foofu noonu te boromi barke yi boromi tur yi boromi 4x4 yi boromi chèque yi ñoo leen di jël si di leen yóbbu ndax parents yi dañ ko yëgul lu xew ndax waajal nga sa doom laataa muy dem université mu mel ne mbaraan mi takku na fa lool Fallou Sène mu mel ne baatu ñàkk a doylu buñ tënkee lépp dafay fesaat ñàkk a doylu bu dee sa bourse doyu la li la sa yaay di ñamal weer wu dee wala sa papa wala sa frère doyu la am na koo xam ne sax yooyu yëpp joxuñ ko ko boursoom kese rek doy na ko mais mu sàmm ngorom waaw boo doyluwul doo yem ci le cours la cour ngay def à l'université la cour le cours moo la yóbboon école ak université waaw ñu jël kii dañu wax ne mbokk yaa ngi ci ligne bi ñu ngi jéggalu baax salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax na ngeen def alhamdulilah ñu ngi lay déglu ci thème bi waaw thème bi moom comme li ngeen ci wax rek c'est-à-dire baraan ku nekk ak da ciy poussé ndax man xam naa ñu koo xam ne sama benn xarit moom joxoon numéro xale bu jigéen la ma koy woo dama koy woo mu ñëw sama kër mais waa ji ma jox numéro dana ma soo ko woowee buy ñibbi dañ koy jox passe taxi pour rejoindre seen thème bi quoi position déguisée te passe taxi bi mu wax 10 000 lay wax te fi mu dëkk ay fi ma dëkk si peut moo koy paas sa jëlee oto mais au fur et à mesure ma koy fréquenté damay dem xam ne kii bon. yow mujj nga ko woo. non dama koy woo naa gis nañ une fois. gis ngeen. une fois. bëri yoon. une fois Mouhamed yaa ngi ree gis nañ une fois mais xam nga. léegi booy ñibbi daal passe taxi nga koy jox rek 10 000. passe taxi nga koy jox mais loolu da ngay comprendre prostitution déguisée noonu. mais au fur et à mesure ma koy fréquenté damay xam ne kii nii bonul. may waxtaan ak moom di waxtaan ak moom waxtaan ma laaj lan moo dugg ci nii mu ne dafa am doom. c'est ça à très bas âge 16 ans la may doom. léegi nag bon nee na moom bu amee doom yi góor ñi ba ñu xam ne am nga doom góor ñi su ñu xam ne am nga doom dootu ñu seet dara suñu la jaay seen xaalis ñu lay laaj.
léegi nag le fait que muy neex ak góor ne ba ma jaar ma toog sama kër ku ma soxla woo ma bu mu ñëwee ma jox ma def sama moom noonu la ko dugal si mbarax. maanaam moom numéro am lay jaayee boppam daal. numéro lay joxe. numéro bi lay joxe. te numéro bi góor ñee koy paasante kenn ku nekk bu paree jox ko sa morom. mais dama la bëgg a waxal ne nii kooku noonu mi ngi maraan mi bonul te wallaahi razim bu fekk woon ki ma jox numéro xam naa ko te ñoom ñaar seet nañ fekkoon ki ma jox numéro xam naa ko kooku am naa fi jël ko soxna te bonul xam naa ne bonul mais da ngay dem ba xam ne société da lay changé am na doom bon mi ngi noonu papaay doom ji xam nga xam naa lijjantiwu ko te mu war a dund ak doom ji yooyu dugal ci yeneen situation. doom ji ci biir sëy la ko amee woon wala biti sëy. non amu ko ci biir sëy biti sëy la amee ak très bas 16 ans parce que xale bi 22 ans la am actuellement je te parle. mais yow est-ce que ku mel ne yow tamit sa responsabilité du ci engagé wu. yow mi koy jox paas ndax da nga wax ne gisante ngeen lu bari nga koy jox paas. allo. waaw nga ne ma ne est-ce que sa responsabilité du ci engagé wu ndax ku mel ne yow wax nga ne gisante ngeen lu bari nga koy jox paas. xam nga comme ni ma ñëwee ci man rek daf ma kaa jox benn copain ma ko jox rek non boo ñëwee nga jox ko paas ñi gisante waa 2 fois laa xam ne kii banum bëgg man sama première fois amoon benn objectif si moom mais après dama ko bëggoon changer wallaahi naa après dama ko bëggoon changer may waxtaan ak moom di waxtaan ak moom léegi su ma ko woowee du ma jël parce que xam ne loolu moo ko njëkkoon jël intéressé tu ma dama koy bëgg a changer mais su ma ko woowee du ma jël su ma ko woowee du ma jël day xool jël sama numéro def ma lu sax par la mujjee def. mais est-ce que nekkul ni soo ko doon woo chaque fois boo ko woowee au lieu de 10 000 li nga doon jotee ak moom nga may ko mu dem. man balaa ko jox ko sa lépp 10 000 man dama ko mujjoon yërëm parce que bu ma expliqué situation am man dem naa ba seen kër seeti ko. dama expliqué situation bi ba ko mujjee yërëm man ko woon woo sax lu bokkul ak loolu yéen ko xaalis. mais li ngay wax nii du loo xamante ne lu kii la si dëkk bi dafa bëri teew le fait que nga am courage woote si télé tey wax ko. au juste que man affaire mbaraan si dinaa moo xam ne dama ciy dund lu bëri. man université laa nekkoon ñu nekk benn chambre boo xam ne dañuy dajale ko 9. yàlla dafa may ma am jëm man comme waa ñu waxtaan dama entraîné ndax toog ma ñu mos a dem benn séminaire fii nii benn salle ñu def séminaire foofu ma dajante fa benn femme. cadre mbaraan laa la wax yéen dajante fa benn femme ñu échangé seen numéro. mais bizarrement li ma métti mooy. xaw ma woon femme am ci kër. dañuy dem gisante nag man ministre laa nekkoon nekk ci benn chambre boo xam ne ñun 9 ñu fa la jëloon 9. ku tëdd doo poussé. mais yaa femme bi fu ngeen mujjee. amoo paa bi ba pare. dama koy gis. amul yenn wax. ban façon gisin quoi. dañuy toog mu woo ma foo nekk ma ne ko maa ngi tel mu fekk mu bërëb sàngam ma fekk bërëb sàngam. ñu neex mais puis un jour mu ne ma. am na lu intime leen lié. bien sûr que oui qu'est-ce qu'il y a waaw. c'est bizarre. amul lu si bizarre. mais yow bu ñu la déggee est-ce que du seen chambre boobu ca université nga tàmmee woon loolu. nga baal du chambre non du loolu du chambre bu neex université ñoom mais dama la bëgg a expliquer fait bi nee na dañoo neex chambre université. et puis femme dafa mën a jëlal chambre côté Gueule Tapée bi ba dëkk man kese finalement. mais moom bëggul woon di ñëw chambre boobu day bëggoon ma koy fekk fi. ma koy fekk ji puis un jour mën na ma li nga mën ci man de sama jëkkër mën na ko ci man. sama fit bi ne rek. tentation ba nga. mais yow te borom jëkkër la plus. non xamoon borom jëkkër la après jour boobu noonu. ok bëggu moon manifesté wu parce que fu ñu nekkoon noonu jigéen dafa bëri pexe da nga fa manifesté wu muy yuux la sàccee wala viol mu dalal jàmm rek dalal jàmm. ba ñibbi après quelque chose après mu waar ma damaa jàpp. mu ne ok c'est pas grave ci beneen semaine mu waat moom nag damaa jàpp mu commencé xam naa elle a compris lu ma waxul suñu da ngaa fàtte yow ngay baadoo la patati patata ma fekk la nangam sàngam nga ko man du ma seqal borom jëkkër mu ne ma xanaa tey ma ko jour bu ma xamee ba am nga borom jëkkër laa pare ci yow mais xam nga pour wax la mbaraan yi dafa yaatu maanaam dimension bi nga tëkkat dafay jéggi dimension. mais est-ce que dafa am lu ñu ko doon jox ba muy sekk ak moom. dafa jox xaalis dafa mën a may xaalis wala wax du mu la ko nëbbu oto bi mu daawal rek da ngay xam ne kii borom daraja la nee na ñetteel la jëkkër a mag la nee na ma sama jëkkër su may defaru rek bu may ñëw bay def préliminaire day daanu. toppam ba góor boobu lii la ma ko waxee. léegi mi ngi nekk ak jëkkër ji mais mi ngi am. ay far ci suuf. di leen jox xaalis. après je connais pas sa suite mais après moom pare naa si dëgg yàlla moom dafa may xaalis carrément.
mais ce sont des choses yoo xam ne maa ngi ciy rëcc bu baax a baax après da ngay dem. léegi yow loolu da nga ci waxtaan ak sa yeneen i xarit ñu lay wax ne dañuy dund même chose que li ngay dund. yow yaa ngi tudd baatu entraîné te léeg-léeg ñu koy dégg ci société bi ñu bari. li tax ñu dem ci saal yi. même sama xarit bi nga jege waxuma ko moom parce que xam nga am na loo xam ne maa koy dund quoi bëgguma keneen di ko yëg mais comme télé à l'anonymat mën naa woote Mouhamed xam naa ko bu baax ñoo sorante wuñu Mouhamed Diop moom sorante wuñu xam naa ko bu baax mais xam comme c'est à l'anonymat. d'accord am na solo. jërëjëf. am na solo li ñaan mbonaata xam la ca dégg ba moom ma ca nuur ba ca ban ba. wala fa koy wax mën nañuy wax ni xëy na naan dégg nañoo nangam waaye maa ko dund moom maa ko dund rek la tudd. mu mel ne lu doy waar la Fallou Sène lii mu wax nii ku góor koo xam ne nii jigéen dalee na ci ku néew doole koo xam ne moom moo ko doon jox ñëwaat ci koo xam ne ku am doole la ku koy jox jël appartement wala nekk sa kër wala sa jëkkër jëlal la appartement nga ne sama jëkkër ji la ma koy doyee mënu ko te ñaanoo baat mais yaa ngi dem di luye ji ay góor di ko indi sa biir kër jëkkër sa lalu jëkkër loolu bàkkaar bu rëy la comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nan ngay dellu si waatee ci loolu di jégalu nag mbokk yi seetaan yëpp ndax triste na loolu waaw liñ ci jàngal rek mooy jigéen juy mbaraan juy joxe ak jigéen juy mbaraan ju ñuy jox da ngay mbaraan ñu lay jox parce que ki lay jox da laa yërmande goo xam ne c'est déguisé parce que day mel ni da am fu mu lay féete yi la ko jàppale ndax yaa koy jàmbat iPhone laa bëgg sama doom ordonnance laa war a jënd dañ leen seen i besoin la ñuy exprimer bu ñuy jaay ne la man de awma lii bàyyil ma jësti ko moo gën mu ñëw nga jox ko automatiquement day xam ne dafa laa war a jox boppam mu nekk jigéen joo xam ne day sëy am borom kër jeexalul dara waaye la muy doyee borom këram amatu ko ci moom xëy na doonam wàññeeku na kooku mooy jël góor di ko jox ba tey kon mu ngi ci mbaraan kon risque boobu dafa nekk lu yaatu lu am ci dëkk bi jigéen nga xam ne kon léegi ni ñu koy doxalee dafa doy waa trop des fois sax duñ la wax ne am naa jëkkër comme kii ni mu ko waxee dañ lay bàyyi ci biir ba nga des ci biir waaye moom it nee na ku xam ne ne ndaw si baaxul ndaw si bonul waaye mu ngi def la bon ndax am ci loo xam ne parce que kii jaay kii jënd moo ko fi bàyyi kon foofu tamit góor ñi am nañ ci responsabilité bu ko wóoree ni kii moom saa yi ñun noonu lay demee ak moom pourquoi mu dimbale ko waaw mais boo ko dimbale ki safaan waaw boo ne doone ndaw si bonul waaye li muy def dafa bon waaw foofu lañ koy attee d'accord Cheikhouna xam nga oustaz sànq xale bu jigéen bi wootee dafa wax bu am solo mu ne fréquentation éducation ak yooyu noonu oustaz jikko damay faral di wax ni chaque jour dañ koy def ci xale dama naan que ni yor sa doom ak baatu yar ñaari ute la chaque jour moo ko xam nga dañuy wax que ni l'expérience c'est le vécu initiation xale dañ koy initier si yéen dañ koy def ci moom dama lay jox benn exemple xam nga tey sànq wax na que ni école tijji sa morom yi am wala sa morom yi am benn affaire amoo ko mën na la dugal ci mbaraan école daan na tijji xale nekk ci kër morom yi am yére amut yére ubbi doylu ñu yar ko ci doylu te yaayam du surtout baat boobu Cheikhouna baat bu ñu war di répéter baatu doylu te yaay ji du teg njàcc papa ji léegi xale bi day toog si kër gi école bi amu ko yaay ji teg njàcc papa ji du ko yu xale bi amul ndànk sax xale bi du ko dégg di ko gis mu teg ko pression boo xam te ne ba papa ji dem lijjanti ji d'accord baal ñu Cheikhouna fi ñu toll am na solo lool bëgguñu la dog Pa Ousmane moo taxaw ñu jël ko dellu si ndax waxtu wee cate Pa Ousmane salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Mokhtar. taarikalla. waaw maa ngi lay ziar tey maa dugg ci kër gi rek dajeeg yow ñoo bokk équipe. macha allah. waroy lang ak ñeneen ñi. Oustaz Mouhamed rek a génn suñu équipe. waaw maa ngi yow bokk équipe. loolu moom am Cheikhouna ak Fallou Sène moom waxee su ko moom duggagul ci terrain bi sax moom. war nañ koo ndëppal de sëñ Fallou sama xarit waaye dafa mel ni tànn na de mais dañ koo dégloogul ci tànnam bi. xam naa après naa la ko wax Serigne Fallou tànn na de. waaye moom yow bul yàq sa xibaar yi. benn waxtu la nar a gën a fees. incha allah dina ci bokk ku jéggi bootu ci kuréel googee ñu woowee C25 taxaw nañu temm ne jamono ji la ñuy def mooy jàkkaarloo nguuru que président Macky Sall mi ñu jàpp ne da leen a bëgg a xañ seen ko affaire mooy fexe ba élection présidentielle yu dëgmal ñu daal di jëmmal seen i mbër ya ñu tànn jàpp ni conseil constitutionnel moo leen di jàppale ci wàllu wu ni mel fësal loolee ginnaaw ba xalifiste yi ñoom doon yëngu-yëngool ni ki démb ci yenn yoon yu mel ni VDN ni daanaka dañ ko baare jafe-jafe la
indil ña fay faral di jaar daañ ko jukki ci xibaar na ci bokkit leneen mu ngi aju ci maanaam ñi woowee seen bopp présence chrétienne ñoom nag fas yéene sàkku ci képp koo xam te ni candidat la nga fexe fësal sa programme askan wi xool la leen ci gënal ngir ñu mën a tànn jàpp nañ loolee gën xaxar beeg sànnante xeer yeeg saaga yi ñu nemmeeku ci langue politique bi seen njiit moo xam ne ni mel ginnaaw bu ngeen jàkkaloo taskatu xibaar yi ca taxawaay bi ñu nar am ca élection yu dëgmal loolee yëpp daan ci dikkeen ci xibaar na ci bokk union bi ëmb consommateur yi nekk ci réewum Sénégal addu it ci maanaam garab gu bon yu ñu jaar ci réew mi bëgg nguur gi gën a taral xeex bi jëm ci wàllu bu jaare sax ñu teg daan ñi nga xam te ñoo ca yëngatu naka nooy te lu aju ci wàllu loyaas bi ñu yàpp ne lu yaas ci mim réew bi ñu jàpp ne loi ba am na waaye te wàññite gi fësul ci yenn gox yi loolu yëpp dikk nañ ci ak yeneen ci ay ponk ci xibaar yi lañ ko nar a yaatal dana ca bokkit kii di Ahmed Fall Braya mi nekk ca Diourbel ni ki démb doon addu ci nguur gi ngir ñu gën a jàppale ñu yëngatu ci secteur informel bokk na ci nappkat yi ci gën a subventionné lu aju ci njëgu li nga xam te ne moo aju ci gaal yeeg ya ca aju loolee jàpp na ni bu ñu ko defee xëy na gafag ak réew mi ci wàllu koppar dana gën a sakkan ñooñee di ay secteur informel buñ ci gën a dugal seen loxo di gis-gisu Ahmed Fall Baraya yëkkati ko ca Diourbel daañu jukki loolu yëpp ci ay ponk bu benn waxtu jotee incha allah Oustaz Makhtar. jërëjëf Paa Ousmane ñu sant bu baax gërëm la. jërëjëf ba benn waxtu ak jàmm incha allah. ñu ngi may wax nañu kaane. waaw bon li ma xale bi aussi ci niñ koy yoree ci kër gi dafay nekk jeexital parce que tey xale su nekkee ci kër di gis ni tey léeg-léeg li muy ñàkk parce que bu njëkk dañ daan initier ay nit même su kër gi amee lépp sax day gis ne vacances jotee ñu jël ko yóbbu ko ci lal yóbbu ko yëpp pour initier ko yi mu war a xañ ñi nga xam ne dañ koy xañ boo léegi bu ko ñàkkee mu mën a tey mu mën ko ngorom mën ko penum parce que tey gis nga tey ñun dañuy fàtte ni gis nga même soo seetloo ci sport de combat taekwondo wala boxe ak yooyu noonu soo ñëwee bu ñu bëggee leen nekk ci yow dañ la koy répété dañ ngay ñëw ñu ne la dóoral ab cagi dóoral lii nga koy dóor di ko répété une journée une semaine day dem ba loolu dafay nekk réflexe ci yow su situation boobu ñëwee rek automatiquement loolu automatisme lay doon si niveau xale nag dafa am yoo xam su si jaaree da ko ciy tàggat automatiquement su màggee situation yi noonu su taxawee loolu automatisme lay doon si moom dafay dellu si moom kii te loolu li koy indi nag jaar-jaar yi ak yorin bi ak ni ñu koy def si boobu d'accord jërëjëf Louise. Je veux dire que Mbarane mënoon na am solution mag yi réussiroon nañ solution boobu mais jamono bi dañoo dépassé solution bi donc est-ce que dañu ko mën dabuwaat mooy lan solution bi mooy teel a sëy d'accord teel a sëy mooy solution Mbarane ku teel a sëy amoo jotu Mbarane exactement d'accord kon yéex a sëy gi dana ko waral seconde waaw Mbarane neex na waaye baaxul mën nga cee am lu ne lu baax nag moo gën a wóor lu neex lu baax a gën lu neex Oustaz Mouhamed waaw mooy ne jigéen na xamaat boppam na jël li nga xamante ne moom mooy bu la sa taar jay ba nga jàpp ne kii parce que jànku atu jigéen guddul parce que jànq jëla jeeg jëla ak meer ba jajama bi bu ko defee lépp dafay daal di jeex mais nag loo ci def rek dafay topp sa histoire d'accord am na solo jërëjëf Oustaz Mouhamed jërëjëf Cheikhouna jërëjëf Cheikh Fallou jërëjëf Louise ñu jaajëfal leen bu baax a baax gis nga góor ñu bari gàllankoor nañ jigéen giirug dundam te lekk ñaqam te sëyaluñ ko moo ko waral loolu jigéen ñu bari ñiy mbaraan nañ ko bàyyi xel am na koo xam ne ku lekk dërëmam te sëyaloo ko sa giirug dund dana la topp ba nga dugg bàmmeel ndax joxuñ la lu lewadi mais dañoo ñaq xam liñ daan wax ne wolof di wax naan ñàkku tëgg baaxul ñu laaj ko Cheikh El Hadj Malick mu ne aka bon ndax ku jël weñ ak na mu diisee dugal ko ci safaraak na mu tàngee ñaqam di siit muy fomp ba mu defar di koo kaay ku ko lekk te fayoo ko da nga xam ne ñàkku tëgg bon ñàkku tëgg nag mooy ñàkk ñëpp léegi da ñoo koy wax baatu sama ñàkk bootaay la ku lekk sa ñàkk bootaay musiba dal la ci ñoom ni ñuy waxee ñàkk bootaay am na góor goo xam ne ku am jom la ku moytu lu bon la kuy wut la am na yaakaar ci yow pour nga nekk soxnaam nga gëmloo ko ne pare naa pour nekk sa soxna mu gëm ne war na laa jàppale ba keroog mu lay takk mu lay jàppale tey ñu bari ñu am lu leen métti lan moo leen métti lu dul ndaw sa nga xam ne ay at a ngi nii Tabaski Korité lu ne maa ko koy defal xëy na ñu maye ko te mbaraan gërëm leen dañ ne moon ma xaw a kii ndax machine yee kii woon waaye waxtu wi kii na bu yàgg di leen wax ne rek ëllëg ak jàmm incha allah danañ fi dalal waa kër soxna Zeyna bi
nun sax la ñooy dalal suñu bopp ñoom maam Fatou Mbeng na xam ngeen ne le 19 bii di ñëw incha allah ci la ñuy fàttaliku seen juróom-ñeent jàpp fukki at yiñ sosee kuréelu soppe Seyda Zeynab Fall ci njiital maam Fatou ëllëg ñoom la ñuy dalal incha allah ñu war a waxtaanee lu aju ci loolu bu ko kenn wuute incha allah kon ëllëg bisu soppe Seyda Zeynab Fall yi la incha allahu taala jërë ngeen jëf ci seetaan bi dund ak dëkkuwaay waru waaye koddaay yàlla yombalal nu ko fanu gudd ànd ak wér-gi-yaram yàlla defal nu ko yàlla yombalal nu suñuy càkkutéef yëpp fajal nu suñuy xaaju yëpp defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira suñu borom xiirtal nu ci jëf yu rafet te may ñu mujj gu rafet defar suñuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires may nu yaramu sedd bu ànd ak xol bu sedd subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد